santati yàlla mbokk yi ñu amaat mbégte lool ñu ñëw toogaat fii di leen baalu àq nag di baalu àq ñëpp ci lu màgg li nga xam ne moom la ñu bàyyeekoo mu di tabaski boobaak léegi jokkuwun fi ci l'Oeil du Tigre tey jii ñu sant yàlla bu baax ñu dellusiwaat ci tàggat yaram mbokk yi tàggat yaram tey tubaab bi dina wax ni un esprit sain dans un corps sain waaw daanaka lu foofu la ñuy tënkee li ñu war a waxtaane mooy xel mu sell ci yaram wu wér loolu mooy waral doomu aadama yi mën a def tàggat yaram moo tax ñu invité ay borom xam-xam bi ñu fiy mujjee wax nañ leen ko nee nañ leen am nañu gan goo xam ne mi ngi bàyyeekoo France di docteur Mamadou Mansour Diouf bu dee dañuy fàttaliku pour ñu gën koo xam keroog bi Modou Lo dóoree Eumeu Sène mu daanu dafa am contribution bu mu def critiquer kii di arbitre bi critique ba nag ci borom xam-xam yi am na ñu ci ànd waaye ca waxin wa am na ñu ci àndul tey ñu invité ko mais bi ñu ko invité tamit xam ngeen ni réew mi li ñuy wax ci wàllu xel mu sell macha allah am na fi ñoo xamante ni ci wàllu tàggat yaram dañ cee xarañ moo tax ñu invité professeur Djibril Seck science du sport la def te yaakaar naa ni jiite na fi këru tàggat yaram gu mag fii ci stade Iba Mar Diop mu di INSET mu jiite ko ba pare tey ñu invité ab xaritam naataangoom di professeur moom it di professeur Codéba neurochirurgien kon wàllu yóor kon dinañ ko waxtaane ndaxte dóor buy dal ci bopp yóor day yëngu kon dinañ waxtaan ak ki nga xamante ni nag moom moo day Yatma Lo bu ma neexee ma ni sensei Yatma Lo mu des bu doon ceinture noire 7e dan ci wàllu carré bokk ci fédération bi di vice président ba pare yor wàllu communication te yaakaar naa ne Yatma Lo dañu koy tudd rek di ko présenté noonu mais jarul ndaxte Sénégal ñëpp xam nañu kan mooy Yatma Lo ci xelam mu rafet te nongoot partagé kooku la ñu invité kii di Mamadou Mansour Diouf nag anesthésiste la def na réanimateur maanaam nit ku xëm mu war koo fexe ba mu dellu si waat nit ku tàggale kook sagoom ku xam mu ximmali ku tàggale kook sagoom mu indiwaat ko te it dinay faral di tàggat ñu bari nag ci wàllu geste ci cër yi bu bañee naka la ñuy def ba cër yi nangu loolu mooy ñi nga xamante ni ba pare nag mi ngi bokk ci SAMU bu France doomu Sénégal ñi ngi fépp foo xamante ni réew la bu dee réew mu mag ña nga fa di joxe seen xam-xam bu dee beneen réew la ci Afrique doo dem benn réew te doo fekk doomu Sénégal ci xalaatam bu sell mu génne ko war ko mën a partager mbokk yi tey ñooñu la ñuy wax moo tax mbër yi tey li ngeen di def ku war a doon mbër bëgg nañ koo xam tey kan moo war a doon kuy tàggat yaram yan jikko la war a yor yan melokaan la war a yor bu la musiba dalee parce que sport discipline yëpp nag dafay am danger wax nañu sax souvent sax sport individuel moo gën a néew ñenn ñi nee nañ football moo gën a metti moo gën a dangereux mais loolu yëpp bu soobee yàlla ay borom xam-xam la ñu invité ñii ci daara ju kaw gi la ñu nekk di université ku ci mel ni professeur Momar Codéba dinañ ko jox kàddu gi léegi waxtaan ak moom ci xam-xamam mbokk yi tey l'Oeil du Tigre noonu la waxtaanee moo tax TFM di am mbégte lool di leen dalal di sant yàlla ci dalal gi fekk fi nag sama ñaari complice yi nga xamante ne ni talaata bu jot ñu toog ñu waxtaan bu ngeen fàttali ko talaata bi passé dafa tombeek yi fi mbuubeen yooyu moo taxoon mujj nu woon a ñëw kon tey nag di doon ñëw ñu waxtaan ak yéen alaaji Papa Dieng alaaji Moustapha comme ni ko Hadj Mansour Mbaye daan waxee alaaji Moustapha Ndiaye te fekk na boobu demagul sax màkk waaye kon moom it ñu ne ko alaaji Moustapha waaye balaa ñoo def lenn dañuy dalal gan waaw loolu moo gën a wóoru parce que gan la ndege mit ci réew mi la bokk doomi réew mi la xam-xamam màcc ba ñeneen ñu wóolu ko di ko jëriñoo kon ñun tamit yaakaar naa ne dañ koy dalal tey mu di docteur Mamadou Mansour Diouf docteur mi ngi lay nuyu bu baax aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu xawli HBK ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane sant suñu borom julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi wax déwénati réew mi yëpp di baalu àq ñëpp di leen baal àq di ñaan yàlla buur bi mu jéggal ñu
te yàlla dolli xéewal ak sutura ci Sénégal. amiin. di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi di am mbégte lool fekk leen fi. ku ci mel ni Sensei Yatma Lo mi nekk ni sama wet nga xamante ni ku ñu yàgg a gis la ci média yi. di nawlu ci moom benn jikko boo xamante ni caractère boo xamante ni gën nañ ko séntu sax ci ñun ñi yëngu ci wàllu urgence ak réanimation. mooy li ñuy wax sérénité. dal waaw. loolu ñu naw la ci moom. waaw loolu yaakaar naa ni arts martiaux gi. boo ci nekkee. souvent da ngay doon koo xam ne dafa dal. exactement Yatma nuyu naa la Sensei. di la fay di nuyu sama mbokk yi ñu toogal. Modou Mansour Djibril Seck qui est un professeur éminent professeur Djibril Seck di nuyu docteur yi di nuyu Alaaji Papa Dieng. Alaaji Moustapha Guèye Bécaye maa ngi lay gërëm de sant. nee naa la foo ma woo ma ñëw. waaw wax naa la ko foo ma woo ma ñëw. di am mbégte di toog fii si plateau Œil du Tigre. di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne dañuy seetaan partout dans le monde. rawatina nag sama sœur yi nekk à Paris. waaw dañuy seetaan Œil du Tigre. mu nekk loo xam ne am naa si mbégte lool di baalu àq nag ndax Mamadou Mansour wax na ko. xam nga dañu jóge si tabaski. waaw di def loo xam ne parfois du neex wala mu safaanoo. dañ siy jéggalu bu baax. di leen ñaanal yéen tamit yàlla lafal leen cat. lafal leen jàmm àddina ak àllaaxira. amiin yàlla boole nu ko. waaw yàlla boole nu ko Sensei ñu gërëm la bu baax professeur Djibril ñu ngi lay nuyu bu baax yow yaakaar naa ne suñu diggante yàgg na di def ay émission lu mu musaan jaaxal ci làmb damay ñëw INSEP si waxtaan ak yow wàllu dopage wàllu tàggat lépp lu jëm ci tàggat yaa ñu waxtaane ko maa ngi lay nuyu bu baax. waaw delloo nañu la nuyu ñi fi nekk ñëpp ñi fi teew. di sargal ñi tamit di leen balu ak ci tabaski bii ñu xam ne génn nañ ko yàlla nañu ko fekkee déwén fi ñu ko teg ci yoon muy nangu ndigal nangu dogal te mu jóge ci famille yi waaw jaar ci dëkk bi jaar ci réew yi parce que loolu la tabaski tekki dëgg la nangu dogal dégg ndigal yemale bàyyi sa bopp yàlla na ko yàlla def muy jàmm ñëpp fekkee ko jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ñu nuyu bu baax professeur Momar Codé Ba professeur wax naa léegi ci wàllu neurochirurgien ci wàllu yóora la n'est-ce pas juumuma de juumuma nuyu naa la bu baax di la dalal et puis am mbégte aussi démb laa la woo nga baal ma et puis bi ma lay woo ko dina metteewul ñëw nga quoi yëgal na de jërëjëf El Hadj Bécaye maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp professeur Djibi Seck docteur Mouhamadou Mansour Diouf monsieur Yatma Lo que ñun ñëpp xam nañ ko di leen sant aussi ci invitation bi ngeen ñu invité day wane ni rek bëgg ngeen partagé te ñun suñu mbëbét fii mu ne ni mooy suñu paree émission bi Sénégal yi ci gis ci seen njëriñ waaw loolu moo ci am solo et que mu am yeneen comportement yeneen doxalin yoo xam ni mën na jóge fii wala boo commencement bi mën na jóge fii daa ci profité aussi pour wax déwénati sénégalais yi ñaan jàmm ci réew mi yaakaar naa ni daal mën nañu waxtaan ci incha allah di la jox alañ papa jëm déwénati Bécaye ñu ngi lay ziare bu baax di ziare tamit ñu ñuy seetaan ak di ñu déglu di ziare réew mi yëpp ak ñu nekk bitim réew parce que comme li Sensei wax émission bi ñu seetaan bari nañ à l'intérieur et à travers le monde et à l'extérieur kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq ndax liggéey bi ñuy liggéey la boo xam ni ku ci seetlu juum rek di nga ko ci gis mais ñu am compréhension xam ne liggéeyee dama noonu surtout liggéey boo xam ne da ngay wax ñu lay déglu kon ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal tamit ñi nga xam ne dañuy seetaan ak di ñu déglu jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla nangu tey émission bi émission Moustapha Guèye la jërëjëf El Hadj Bécaye ñu ngi nuyu assistance bi yëpp fii moom ku ci nekk rek am na lu mën wax ci yow waaw comme que dañu wax ne ñu nuyoo rek baalu ñëpp ak baal ñëpp ak tamit ci tabaski gi ñuy jógee ñaan yàlla aussi déwén ndax ñu ren bu naree ñaaw yàlla mel ni ren amiin ndax mbokk Sénégal yëpp asalaamaaleykum li may jëkk a posé question bi mooy lan mooy tàggat yaram professeur yow laay jëkk a posé question lan mooy tàggat yaram tàggat yaram de di nga si jël ñaari baat waaw
li nga xam ne ci tàgg mi la liy tàgg lan mooy am tàgg ak liy naaw ci tàgg génn ci tàgg te bu naawal jaaxali mbokkam waaw bu fekkee ne da ngay jël tàgg mooy ci tubaab li ñuy wax nii waaw boo ko jëlee ci làmb ji mooy écurie yi xale yi génne waaw mooy tàgg ma foofu lañ fay def mooy lañ leen di tàggale lañ leen di tàggate mooy lañ leen di yabe ba ñu nitee am ngor am fit am dal xam lu leen war ak lu leen warul ci biir am tàgg ci ngay xamee sa nawle sa nattangoo ak sag maas am na koo xam ne yéen a tolloo ay at kooku sag maas la am na koo xam ne yéen a tolloo ay at mais moo la ëpp poids du sa nattangoo am na koo xam ne yéen a tolloo at nga ëpp ko ay poids mais jikkoom nawloo ko kooku du sa nawle ñett yooyu ñoo daan daje ci biirum tàgg bu ñu génnee nag ñu xam ñan ñoo leen lan moo nekk ci tàgg ma nu ñu leen tàggate ñu indi ko rek ci yaram boo ko jëlee boo ko gàttalee mooy boo ko yaree am ko boo ko yaree tamit ci li ñuy wax Kajoor ak Bawol am yaar am àdduna am alaaxira am tedd am terle moo tax ñu ne yar am boo ko yaree am ko boo ko yaree tamit am yaar am ñaar ñii am àdduna am laaxira am wér am tedd nga amul nite akuk dal loolu daal mën naa la ko wax ci wolof ci li ma dégg ci ñaari baat yooyu waaw loolu moo waral ñu am gan ñi li tax ñu invité wax naa leen ko ci njëlbeen dafa am combat boo xam ne daf fee amoon combat bi mu doxoon diggante Eumeu Sène ak Modou Lo et coow li bari bi Modou Lo dóoree Eumeu Sène mu daanu bi mu daanoo arbitre bi daw ni da koy sauver ndaxte bañ na mu loru ci foofu comme que bañ naa loru nag mu sauver ko ñëpp rafetlu ko mais mu am kenn rek ku ko rafetluwul mu di professeur Mansour Mamadou Mansour maa ngi lay nuyu bu baax mais tey sénégalais yi ñu bëri la bëggoon a gis ñu bëri am na joxe woon nañu seen xalaat mais tey lan nga leen wax ci li waral tax yow nga bañoon ni arbitre waru koo def jërëjëf Hadj Bekkay sànq dama doon nuyoo jotuma yeggale waaw sama maître di sama xarit di professeur Momar Kodeba bokk ci ñi nga xam ni ñu ma jàngal médecine lañ parce que man sama formation yi fii laa ko defee fii ci Sénégal donc université de Dakar faculté de médecine ak école militaire de santé de Dakar donc mu nekk koo xamante ni sama xarit la sama maître la ba pare di sama wóllëre di koo xamante ni bi may nekk Nice avant muy ñëw Bordeaux pour wax la relation yi ma seq ak moom ñëw na ànd ak soxnaam ñëw sama kër def nañ fa 2 semaines en France waaw en France on a passé de bons moments donc pour wan la rek relation yi ñuy seq noonu dëgg la beneen bi tamit mooy sama teewaay fii li ko sabab lépp dama ci def cant ak ngërëm ci Mbaye Fall mi nga xam ne mooy producteur exécutif émission sama juumul waaw bien sûr waaw il a abattu un travail de fourmi en dessous moo lijjanti loolu lépp ba jokkook man fa mu jaar yooyu yëpp ba loolu sabab sama ñëw fi tey ci sant yàlla dëgg la di ko gërëm ci loolu dëgg la pour dellu si ci li nga xamante ni effectivement moo indi coow li bi chute bi amee waay arbitre bi ñëw intervenir foofu comme man message bi ma bëgg a joxe dafa nekk message boo xamante ni c'est destiné à l'ensemble des individus ñëpp a ko war a jot donc dama koy simplifier nu mu gën a simplifier pour ñëpp mën ko dégg waaw léegi ni ma la ko mën a misaale mooy dañoo toog jekki-jekki gis saxaar su jóg fumée maanaam saxaar ma saxaar bu jógee xel yëpp dem ci lakk ñu yaakaar ne lakk am na ki nga xam ne mooy arbitre bi ñu jàngal ko ni ko lakk bu amee dañ ko war a fay mu jóg pour dem fay lakk gi donc kooku yéeneem ak intention lu rafet la loolu kenn warantewu mais seulement bi mu jógee pour dem fay lakk gi dafa dem tànk essence ñëw sotti ci foofu la problème bi nekk yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ci ak suturaam waaw fekk la saxaaroon ndekete lakk-lakk amu fa ñu jekki-jekki fumée ba
fay ñëpp tàcc ne fay na daay ga waaja fay na lakk waaja fay na daay ga léegi ñu li nga xam ni nag moo gën a garaaw mooy que ñi ëpp ñi ko déglu seetaan loolu lu ñu fay jëlee dañuy jàpp ni fu ñu gisati daay rek dañoo war a def ni moom dañoo war a dem jëli tànk essence ñëw sotti ci waaye loolu Hadj Bekkay loolu bu ñu ko defee léegi dëkk bi doon dóom musiba la loolu nag laa gis man lii il faut ñu jóg wax rapidement que lii bu continuer rek musiba day am waaw la différence bi nag mooy dafa am borom xam-xam buy analyser day tegu ci sérénité bi ma doon wax sànq am na ñoo xam ne nag ñoom dañuy demee émotionnel la ñuy demee waay émotion la ñuy surtout le sénégalais ak le sensationnel donc tout de suite xam nga loolu tamit nga ñëw jël waa ji ni moo sauvé waa ji def ko héros ak yooyu xam nga loolu tamit dafay voilà donc engouement bi am waaw loolu moo indi sama contribution bi ma def ci loolu bi nga def ci loolu waaw dégg nañu bu baax parce que mën na doon parce que arbitre bi ci boppam bi mu fi ñëwee nee na moom ci boppam xalaatoon na dugal loxoom ci gémmiñu waa ji sax waa ji màtt ko te bu boobaa loxo bi mën na dagg ndaxte matt bi matt ku xëm la mais docteur Momar Codé Ba moment boobu est-ce que arbitre bi am na temps war na am temps wala war na bàyyi au lieu muy sauver athlète bi nga xamante ne mi ngi nekk en danger mu bàyyi ko noonu mu dem di calculer di xalaat ay yeneen ñu ko war a mën a sauver ci moment boobu est-ce que du moment bu difficile. jërëjëf Bekkay xam nga moment yu mel noonu ay seconde lay doon. moo tax su fekkee ni dañ ciy bëgg a génn il faut que ñu def ay réflexion yoo xam ni avant loolu di am. c'est que sooy xool avion yi suñuy naaw dañuy am seen procédure xam nañ ni su problème bi amee nii lañ koy defee su problème bi amee nii lañ koy defee su problème bi pilote bi kay bu rëy la am boo xam ni lépp a ngi ci mais gaa 100% sécurité moom amul fenn waaw. donc yooyu su amee su fekkee nit laluwul ci benn procédure boo xam ne am na ñu ko xalaat au départ ba pare tàngat ci acteurs yi du rek arbitre bi mais ñiy wër foofu yëpp problème su amee rek di nga gis ay rëq-rëq maanaam rôle arbitre ci sama gis-gis premièrement du rek ñëw sauver nit mais nag yéene bi mu ci amoon moom bi mu ci am loolu lu rafet la parce que man dama sopp nit ñoo xam ni problème day am ñu ñëw jéem a régler problème boobu jël les devant waaye dafa am ay formation ak ay doxalin yoo xam ni su fekkee ni tàngatuñ lañ la léeg-léeg nga def benn loo xam ne au lieu ngay régler problème mën nga ko aggraver gaa ni ko docteur Mansour Diouf waxee coow amu ci donc rafetlu nañu réaction waaye léegi problème bi mooy su fekkee ni nit gaañu na surtout coup bu mel noonu il faut que kay ñëw di faj xam ni coup bi nii la def lii la mën a am ak yeneen zone yi nga xam ni kenn laalu ko waaye mën na am na xasaay parce que baat ak bopp ñun ci suñ koy jàng dañ naan leen benn entité la c'est-à-dire benn groupe la ku gaañu ci bopp dañu war a considérer que jusqu'à preuve du contraire am nga problème mu loos parce que suñ nga dóoree surtout dóor bi ñu dóor waaj bopp bi ni mu demee ci ginnaaw dellu si yuur bi dem ci ginnaaw dellu si loos bi day dem ci ginnaaw dellu si te xam nga li nekk ci yaxu loos bi fii dafa mel ni ci kaw yuur bi mooy Sénélec mooy centrale électrique léegi câblage bi wàcc di dem ba ci loxo yi ba tax tey may yëngal samay cër wala may dox di kii fii lay jaar donc fii soo amee problème ñeenti cër yi ñooy bañ ndigg bi soo amee problème ñaari tànk yi ñooy bañ mais yooyu jarul sax ngay def ay études yu sori pour ñu xamal la ko mais am na nuñ la koy expliquer ba tax su problème amee rek nga xam nan ngay gérer yëf yi mais nag loolu dafa laaj aussi nit li ñuy wax loo jàngul doo ko mën il faut nga jàng ko tari moo tax il faut que yooyu ñu réfléchir ci balaa problème di am ba pare teg ko foo xam ni fu dëgër lay doon xool nga damay terminer rek ci yenn kii xool nga am na ay accident automobile yu am ci Formule 1 yi
gis nañu ñoo xam ni ci tali bi noonu dañoo am accident bi dafa am tuuti ay secondes secours yi egsi nañu. te ñii egsi ñii ay anesthésiste réanimateur ñii ay urgentiste la ñii ay orthopédiste traumatique mais lu ci waay def rek daf ko teg foo xam ni procédure bu leer lay doon. ci xam-xamu boppam parce que ci ëllëg ak si biir dinañu filmer xool film bi ni ko yow nii nga war a def nii nga def waaye nii waroo ko def. ñu nag au Sénégal il faut que ñuy xool nga ñeneen ñi def bay wàññi waxuma mortalité zéro amul wala blessure zéro amul waaye am na ay ñoo xam ne dañuy xalaat di bind di teg di tàngat di entraîner di def ay simulation maanaam nekk ci ay environnement yoo xam ne dañu naan su accident amee nii la ñuy def il faut que ñun ñu def loolu. ñu def loolu waaw te dinañu ci dellu si waat léegi yaat ma professeur li may wax xam nga dama jëkk a laajte tàggat yaram dégg li ci professeur Djibril Seck wax ñu ñëw léegi ci action bi nga xam ne moo am je crois que seetaan nga ko bu baax bi action bi amee mais def yow arts martiaux yàgg nga ci moment boobu ban danger nga yaakaar ni moom moo taxaw ci Eumeu Sène l'athlète bi nga xam ne tey daanu na te fi ñu toll nit ñi dañu ragaloon mu wan làmmiñ bi loolu lañ ragaloon léegi foofu ban danger moo nekk ci moom. maa ngi lay gërëm la sant gis nga waxtaan bi déjà ñu ngi si en profondeur. waaw. alhamdulilah parce que ku mosul jot coup. doo xam luy coup. ku ñu mosul dóor nga nelaw doo xam luy loolu xam nga boo amee vécu mos a jot dal lu la dal nga nelaw fraction de seconde yeewu. muy coupe circuit. affaire bi ni fët fay wax na ko léegi Sénélec. affaire bi coupé dellu si waat si fraction de seconde loolu heureusement dafay fekk sax Eumeu Sène am entraînement bi. am doole ji am kattan bi macha allah li tax mu sol protège-dents c'est parce que xam na ne mën na jot coup fii. te kenn mësu ko exiger dañu xëy benn bés rek mbër yi seen bopp ñoo xëy rek di ko sol. commencé ko par ak Gris Bordeaux yooyu. Gris Bordeaux après CNG door ci jóg. voilà mais kontaan naa trop bi ma déggee professeur Ba. Codé. gis nga comme li ñuy wax mortalité zéro affaire du risque du zéro. amul. gis nga au-delà même de ce combat li amoon ci combat man ca la sa ginnaaw lay wax parce que. tollootuñu fu ñu naan ndax coup bi gaañ na ak gaañu ko. waaw est-ce que c'est violent c'est pas violent. léegi ñëpp xam nañ ni violence coup boobu tax ñii toog fi. danger bi ñu jëkk am xam nga mooy fan. bu mbër yi dee bëre ña leen di wër. environnement bi. waaw ñu ànd les accompagnants. ñëpp. oui. muy sécurité bi di presse bi yooyu yëpp insécurité la. parce que boo dóoree waa ji mu daanu gars yi xam lu ñuy bëgg. recueillir les propos du lutteur vainqueur. ñëpp daw. song ko fekk ki ñuy war a defal intervention talatuñ ko. moo tax li ñu wax ne arbitre bi dañuy saluer parce que arbitre bi sa réaction c'était xam nga action réaction. spontané bu ko deful taxaw ñi dañ naan kii mooy kan. un commandant de bateau biy suux. nga daal di gaawantu yow jaar si su jël sa benn bouée de sauvetage génn dem si yoon wàcc fa gaañ. arbitre bi deful loolu. non. maintenant problème bi mooy est-ce qu'il avait la compétence. est-ce que xamoon na ko mënoon na ko loolu nag responsabilité organisateur yi la. CNG ak parce que fédération karaté. à chaque fois qu'on organise une compétition bu ñu koy organiser bu amul médecin du ñu commencer. bu amul médecin kenn du ñu commencer. beneen bi mooy docteur Mbaye Paye qui est membre de la fédération qui est cardiologue da daan wax il faut ñu indi ambulance médicalisée. teg ko ci buntu bi avec matériel bi yëpp pour en cas de problème. mais di nga gis ku ñu dóor moo war na làmmiñam. ouais. d'ailleurs arbitre bi loolu la doon éviter. voilà donc li ñu war a jëkk def ci làmb ji bu daan amee
amul kenn ku war a dugg ci arène bi. Première sécurité parce que nit ñi kii wax na ko dañu gis nga émotion baaxul. mën naa la wax loo xam ne dafa lay dugg émotion rek. waaw nga daal di wax loo warul wax rëcc ko ëllëg. waay fekk da nga la maîtrise du corps et de l'esprit kii wax na ko. xam nga tàggat yaram mooy tàggat la ba yow ci sa bopp. bu la nit doon jam puso toog ci sa wet. nga nekk présidence ñëpp taxaw. waa ji di la jam puso pour nga yuuxu nga ne këj. daal di jël douleur bi fàtte ko. acupuncture dañuy jël puso yi di la ko jam. différentes parties du corps. di nga dégg waa ji yuuxu. déedéet. ca xel ak xalaat. ci loolu la. te moi je pense que li may rafetlu mooy. yu mel nii jotaay yu mel nii. dafa war di am régulièrement. terminé par la formation des arbitres. di leen yóbbu ñuy def formation en permanence. acteurs yi. même ñi nga xam ne dañuy bëre war nañ leen di yóbbu ak ñi nga xam ne dañuy def basket ak di football ak di def lépp ñuy xam qu'est-ce que c'est. Première intervention c'est quoi. loolu dafa am solo. loolu mooy question mooy ba léegi ci wàllu sport Tafa kan moo war a nekk sportif surtout sport de combat. après dinaa ci ñëw ak yàpp na question bi yéen ñett yéen a ko bokk. waaw sport de combat Bécaye. waaw ki ko war a nekk déjà. mooy kii apte ndax déjà ci CNG. ak fu mu discipline bi mun doon pour nga pratiquer sport bi di nga am kii bi wala yow mi am nga wér-gu-yaram bu tax nga mën a defi sa sport boo ko amul nag waroo koo def te pourtant nag mbir yàgg nañoo bëri ji di am kayit bu ñu bindal seulement rek waaw Moustapha Guèye nee la nangam indi copie carte d'identité ñu signé la kayit boo xam ne xooluñu la sax mbaa CNG tere ne yenn place maanaam boo amee jumbax bu new yi ni ñu koy woyati professeur hernie ombilicale mujj gi avant dañ ko am di bëri waaw mujj gi ñu tere ko ba léegi kenn bëri parce que dañ gisoon ne am na daal am na ci ñu bëri ñu arrêté seen am na ñu bëri seen carrière arrêté donc ñu ngi tàggat protéger dara yi tamit dañ ko commencé imposer yàggul xam na mbër quelques mbër comme ni nga ko cité Gris Bordeaux yu commencé xam ne lii bokk na ci santé boxeur yaa ngi ko def te dañuy takk gant yow nag par contre frappe lamb frappe à main nue la yax la bu war a dal ci yax mbaa mu dal ci yàpp ci suux bi ki toppaat mooy ban nit moo war a def sport de combat waaw nit ki nag su fekkee tàggatoo sa yaram comme ni ko professeur bi waxee sànq ba lépp yemb parce que nit ki pour nga compétir jour J da nga war a prêt da nga war a nekk à 100% de tes capacités ou 80 ñu comprendre la mais mbër mu war a ñëw di bëri ji dawi woo boxloo contago tëdd sa kër ba bëri ji conséquences yu doy waar mën la ci fekk mën nañ la dóor sax nga faatu maa nga day taali ki entraîné def ci yaramam ay yëf am ay missile dóor ay saak def ay pompe buddi ay weñ yéeg ay dune def armée yaram bi yëpp ba mu fees tel waa ji explose parce que combat un compétiteur un combattant dañ lay préparer pour le jour du combat nga exploser mais explosion boobu soo ko defee ci kaw koo xam ne amul dara mën na ko jural loraanga donc moo tax war nañu bàyyi xel bu baax a Bécaye ci këyit yi ñuy bindal mbër yi pour ñuy dem di bëri voilà foofu laa bëgg parce que mbër yëpp am nañu këyit am mbër yëpp am nañu certificat médical mais on sait fii nanu yàlla baal mais certificat médical des fois ñu summeeku ñun ñu doon ay reporter ñaari mbër summeeku nga xool kenn ki ëpp maa ko gën a jàpp forme kooku war a doon lutteur loolu tam dafa doy waar moo tax bu ñuy wax ci kat ki war a mën a doon mbër nga yàgg a seetaan làmb xool ni làmb amoon bu njëkkoon c'était pas professionnel n'importe qui était lutteur mbër yi ni fii dégg à partir si ñoom Manga 2 peut-être ñoom Moustapha ci la ni doo ko professionnalisme bi mais ñu ci bëri c'était des chauffeurs de taxi yu dawal ba mu neex la nga jàdd ci làmb ji nga bëree c'était des paysans yoo xamante ñu ngi doon bay ñu cultivateur ñu jëlee la fa nga ñëw fii kii waalo la jógee kii fa jóge ñu ñëw rek di bëri mais duñu woon ay sportif pour ñu doon ay sportif peut-être Robert génération Robert Boy Bambara Mbaye Guèye ñooñu amoon nañu tuuti sportivité bu nekk ci ñoom mais loolu est-ce que loolu war na façon boobu est-ce que ba léegi rek moo war a nekk non moo gisee sax am na changement bu mag parce que mbëri dañuy dem di préparer wu à l'extérieur gis nga tamit ni ñuy préparer combat professionnalisme la mais Bécaye boo seetee jotaayu tey bi dañu fi indi tey di ci ëpp solo
mooy arbitre bi li mu def. dañ ko critiquer. waaw professeur daf ko critiquer. waay te nit ñi de manière générale dañ ko apprécier. dañ ko apprécier. comme que nag moom loolu liggéeyam la. ak ñii fi toog seen liggéey la. dañu bëgg professeur ngeen wax ñu arbitre bi fan la fayiree ci li mu def ndax ñun ay profane lañu par rapport à vous qui avez fait des études médicales. ngeen expliquer ñu arbitre bi pour ñun li mu def jaadu na mais pour yéen li mu def jaaduwul ngeen expliquer ñu loolu puisque li may Bécaye di laaj Moustapha Gueye tontu na ko ci. te Moustapha Gueye je crois qu'il est assez outillé pour donner les mêmes réponses. waaw mais yaa ngi ci plateau bi te yàgg ngaa seetaan làmb xam naa ni argument yu Tafa am chaque fois nga am yeneen yu ko raw fu waaw mais Tafa dafa pratiqué. waaw mais xam nga ci yu bari. waaw xam naa ci yu bari. xam nga ci yu bari seetaan nga leen. da ngaa fekkee xam nga naka lañ doon comporté woo. voilà parce que mbëru bu njëkk ba lekk bi. alimentation kër gi la woon. sa Bécaye boo seetloo mbëru yu njëkk yi dañ daan toog dañuy entraîné. et puis dañ daan bëri ba 50 ans. Samba Diaw bi mu bëri Mbaye Guèye war na am 50 ans. boo seetloo. ñoom Ousmane Ngom bi ñuy bëree ak Moustapha Guèye mii bi am na ay mbër yoo xam ni bëri na ak ñoom ñoo ko mag fuuf. ay ñoom Mar Fadam ñoo ko mag. ak ñeneen ñoo ko mag. donc làmb loolu daf ci am mais bi CNG bi ñëwee ba man jéem professionnaliser sport bi. am na ay conditions yoo xam ni buy bëri da nga koy def. da ngay dem Europe wala nga préparer fii sérieusement def entraînement bi war def professionnalisme lekk li war am médecin et tout loolu mooy progrès bi am ci làmb ji. te mooy li Moustapha Gueye expliqué donc am na changement boo xam ni am na ndax les lutteurs se sont professionnalisés avec le temps. mais en tout cas suñu waxtaanu tey bii li ci ëpp solo. mooy pourquoi professeur ni arbitre bi def na erreur ak li mu waroon def ko. waaw jotoon na ci ñëw au début mais professeur damay bàyyi. pour mu leeraloon nga leeraloon. xóotul woon. exactement mais il fallait ñu wax tàggat yaram mooy lan. am na solo parce que loolu la woon dama bëgg indi lan kan mooy tàggat yaram. kan moo war a tàggat yaram ba avant dóor bi ñëw il faut tàggat yaram bi ñëw. avant dóor bi yéen bi ñëw il faut nit ki doon athlète. war a mën a entraîner war a doon koo xam ne athlète la sportif la ba pare nga taxaw ci géew bi boo taxawee ci géew bi ba pare ne ci la bëri bi di ñëw ci la dóor bi di ñëw ci la daanu bi di ñëw ci la yóor bi di yëngu yooyu yëpp bu soobee yàlla li tax ñu invité leen fi loolu bokk na ci mais ñu ñëw ci professeur. ma gërëm Alaaji Papa Diagne parce que question bi mu posé. loolu boo koy seet loolu moo sabab sama teewaay fii. vraiment moo taxoon ma préparé d'abord expliquer. arbitre bi li mu def lan mooy danger bi. ba mu leer ci boppu ñëpp. ba buñ fa jógee. lu mel noonu ku ko teeweeti doo def ni mu def. man loolu lu mu jitteel la. ñaareel bi ma wane lu mel noonu naka lañ ko war a secourir. secourir boo xam ne dañ koy secourir bu jaar yoon. parce que bu fekkee dafa des lu dul ñu wax waxu xam-xam. waruñ ci seet lu neex ma sàmba waruñ ci daw lu naqari ma dem loolu amu ci ni ñu ko defee amu ci donc bu ñu paree loolu ma préparé woon ay recommandations yoo nga xamante ni dama jàpp ni loolu ay solution la parce que finalité bi yëpp mooy nu ñuy améliorer la sécurité mbër yi les athlètes de façon générale assurer leen une couverture médicale de qualité ba ñu mën a compétir ak ñi nga xam ne ñoo leen war a secourir bu danger amee parce que comme ni ko son benn ancien di waxee muy Amadou Kanar Diop ancien sapeur-pompier mu ne la catastrophe n'est pas une fatalité il faut la prévenir yooyu laa préparé woon pour wane yi nga xamante ni bu nangam loolu bu amee nii lañ koy war a def léegi nag ma ñëw ci li nga xam ni moom la arbitre bi def sànq dama joxe misaal ne dafa jël essence sotti ko fa mu ko sotti bu amoon safara mardi taal yi safara ba mooy li junñu na ko tuuti professeur Kodeba gis nga loos yax bi nekk ci loos ci biir dafa am moelle épinière moom la wax ni loolu mooy commandé sa yaram bi yëpp gis nga jël bi Eumeu Sène daanu parce que dañ ko dóor mu perdre li ñuy wax dafa perdre tonus ànd ak doole jëpp ñu rëll ci suuf këpp waaw maanaam loolu da nga naan c'est comme une montagne de muscles qui s'écroule donc ba pare avec une réception sur sa tête bopp bi moo jiitu loolu képp ku xam traumatologie li ngay njëkk a xalaat mooy loos ba jusqu'à preuve du contraire loos bi am na lésion donc loos boobu dañ ciy def attention parce que loos ba bu amoon lésion arbitre ba geste ba mu def noonu
Eumeu Sène tey jii nii. dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax. mënoon na ci jëlee leneen. fa lay jógee li des ci àddinaam chaise roulante lay nekk. est-ce que loolu nit ñi ñu ngi koy xalaat. jël boobu noonu bu ko occasionné le traumatisme du rachis cervical. moo xam fracture instable la wala mu nekk une luxation. arbitre bi ñëw yëkkati bopp bi wëlbati ko nii loolu musiba la. musiba la. musiba naaru laay la. te xam nga ni un lutteur un sportif de haut niveau ñu def la loo xamante ni nii da nga ciy jëlee paralysie des 4 membres. ba nga xamante ni tu finis ta vie en chaise roulante. loolu musiba la. am na fi loolu musiba la. am na fi y a un lutteur. bokkoon na équipe nationale. tout dernièrement ci drapeau chef de l'État indi nañ ko devant le CNG. il est dafa paralysé mënatul a jóg. très bien peut-être aussi ci intervention ba. loolu nag intervention bi arbitre bi def da koy indi. ah oui te loolu bu amoon tey ñëpp ñi taxaw di tàccu arbitre bi yaakaar naa ne arbitre bi tey jii nii. bu ñooñu bu ñu leen xamalee ni li arbitre bi def moo jur loolu. kon arbitre bi yaakaar naa ni tama du ko ëppi buum. donc loolu mooy nuance bi. donc intention ba mu jëloon pour dem defi lu rafet la. mais la mu defee danger la geste bu dangereux la parce que en traumatologie dañ la wax ni la traumatisme du rachis buñ ko suspecté waxuma sax nga am ci firnde de parce que mënoo ci am firnde boo ko xalaatee rek boo ko suspecté te ni ñu koy suspecté mooy mécanisme bi li ma décrit léegi. une montagne de muscles qui s'avale ak doole jooju yëpp. bu nee rëll mais kooku li ngay njëkk a xalaat mooy war nga mën a xalaat fii. boo dès l'instant nga soupçonné ko rek. mooy kooku dafa am ay règles noo koy bouger du n'importe comment nga koy bouger. te xam naa man li ma njort li tax arbitre bi def loolu parce que déglu naa ko bi ngeen ko invité. mu ne am na benn formation xaw ma ba amoon Niger. bu ñu ko waxoon ci affaire ay problème mu noyade ak yu demee noonu. waaw mais arbitre boobu dafa am loo xam ne xamaluñ ko mooy. ku noyé. ku lab. ak ku ni réel sa bopp. du benn yamuñ du benn. amuñu même risque. quelqu'un qui est noyé mën nga ko mobiliser nu la neex. mais ku daanu nga xalaat fii dafa am procédure bu ñu koy defee loolu moo taxoon ma def benn. vidéo waaw mi ngi nii téléspectateurs yi ñu ngi koy gis. mais problème bi nu am par rapport ak vidéo bi man bokk problème bi ma am dafa jël temps. très bien loolu xam nga loolu lu koy indi. da ngay war a jël ay minutes. dafa am benn problème boo xam ni mooy le nœud du problème boo xam ne dañ ko war a régler te loolu lu urgent la. waaw lu urgent xam nga mooy lan. mbër bu ne réel bu daanoo rek enceinte bi c'est envahi à la fraction de seconde. mais loolu boo fa tegoon ñi gën a xarañ ci secourisme ak moyens yi gën a xarañ. waaw gis nga nit ñi. duñ fa ko wër mais lii fan la nit di jaar. nit ñi ñu ngi nii ñu ngi ko wër. mënoo ko def. léegi sensei lii am ci tatami. tatami tey bu fa nit xamoon. mais l'équipe médicale peut venir le secourir en toute tranquillité. Discipline bi am foofu. mais parce que l'accès au tatami n'est pas ouvert à n'importe qui. boo demee ci ringu boxe. mais ringu boxe pareil. boxe doo gis nit ñi envahir boxe bi donc ça veut dire que am na premier problème bi ñu war a régler l'organisation de l'enceinte. il faut ñu sécuriser l'enceinte de la lutte. ba nga xamante ni gis nga ñaari mbër yi bu ñu desee ci biir. ba arbitre bi war a siffler nit ñi ñu dégager leen war nañ fa nag installer une barrière infranchissable. non barrière boobu du dara barrière boobu du barrière. mais loolu wala am na barrière am na policier. très bien mais loolu du barrière. dafa war a nekk infranchissable maanaam kenn mënu koo jéggi mënoo koo bët. waaw yàpp li muy wax yëpp c'est vrai. mais xam nga Papa Dieng dafa poser benn question bu pertinente. lan la waroon a def. waaw xam nga si sauver nit. bu fekkente ni waa ji gaañu na ci condition yii. ci tàng bi. xam nga ñun. en urgence on est en train ñi ngi waxtaan ci loo xam ne vraiment loolu passé na. dañuy war a teg suñu loxo foo xam ne bu ëllëgee lii dootul amati pour organiser xam nga tax. tu me payes 150 millions. mais 150 millions boo ma ko fayee pose nga question bi léegi Moustapha. war naa mën a man am staff. boo xam ne waxuma sax staff boo xam ne. dafay mais permanent. war naa am kiné war naa am lu nekk ma leen di fay
ñu nekk à ma disposition on ne peut pas me payer 150 millions sa waay may jël xaalis bi rek man kenn mbër di ko utiliser aw ma salle de sport dem wuti sëriñ rek am aw tabaxuma salle de sport boo xam ne dama koy équiper di si am xaalis di defaru merci non mais loolu moo waral kan moo war a nekk doon mbër xam nga loolu parce que mbër sportif la gis nga loolu c'est autorisé pourtant. ah gis nga loolu dafa nekk loo xam ne ñun si Afrique ñoo ko dese ah bien sûr ñun ñoo ko dese boo demee en Europe dafa am benn processus boo xam ne boo si jaarul doo mën a nekk sportif au niveau munul ne un Teddy Riner fi mu jaar ku fa jaar tax bam voilà professeur yaat ma indiwaat na ma quoi ci li ma la jukkoon laaj waaw mooy laytaayu waxtaan waaw kay mooy laytaayu waxtaan laytaayu waxtaan yi mooy was ñett waay mbër ñett la li ñuy wax le système de valeur de croyance sociale culturelle professionnelle spirituelle waay mooy ci looy attewoo loo gëm lan mooy aada loolu ci mbër mi ngi commencé ci nga naan dama am déritu mbër wala mbër ne la xaalisu làmb lañ ma ngénte lanu ma ngéntee waaw wala bu demee ba ci aada ñu ne bu bésu dee jotee ku dund doo gor ku fa dee bés boobu mbër nga ba sport yi nga xam ne léegi am nañu plus de 100 ans ñu yóbbu leen Jeux olympiques moi je suis judoka 2e dan de compétition ñun bu ñu daan jàngal étranglement dañu lay jàngal xam nañ ko depuis plus de 5000 ans étranglement nerveux boo étrangler nit muy étranglement nerveux da ngay xam nu muy comporté woo étranglement sanguin et respiratoire ñu jàppale yow def la ñetti forme d'étranglement yi ba ngay yëg ni ngay perdre sa conscience ba perdre conscience di délirer ngay def arme lock dañuy def clé de bras xëcc ba mu bëgg a damm def immobilisation étouffée comme ni jaan yeew di modde nit ñu ngi koy def depuis 500 ans léegi c'est un jeu olympique mais c'est maîtrisé doo jël ceinture blanche boole ko ceinture noire donc premier pàcc bi référence sociale culturelle professionnelle deuxième bi règlement lu ñu koy associé CQRP commission de qualification de règlement et de pénalité mooy joxe lépp mooy wax ne comme ni karaté avant que l'arbitre central ou le commissaire donne l'autorisation du premier combat où est la voiture médicalisée il regarde et il y a un panneau pour quelqu'un qui montre que la Croix-Rouge elle est là que la sécurité est là la santé est là à ce moment il est autorisé donc première recommandation li sëñ bi wax waaw fi mbër yi amee seen lang ak seen cummikaay ñi leen yor seen bakket dañu fa am seen lang ak seen cummikaay dëgg la kooku benn bi la ñaareel bi mooy position bi mu yor tey waaw parce que sëñ tubaab bind na ko ci kun kaati man boo amee xam-xam da ngay am fit waaw mais tey dafa jël posture boo xam ne am dëgg taxute yeey mooy lu ñëpp d'accord waaw yow nga ne man am naa ci sama xalaat waaw tey di nga am dëgg mais du tax nga yeey avoir raison ne veut pas dire convaincre woon loolu doo wuti avocat donc li muy wax nii lu jafe lay doon tey waaw mais dafa indi clé bi au départ ñëwuma fi pour di am dëgg ñëwuma fi pour di jaay xam-xam dama ñëw pour dolli karaw ci xar mi pour li nga xam ne am na fi ñëpp d'accord ci gis nañu lu ñu ko mën a yokkee parce que lépp mu ngi ci wax ji ci mise en mots bi ñetteel bi was jet boo jëlee valeurs yéeg yëpp jël règlement bi lu des technique yi nga xam ne moom la ñu la autorisé moo doon indi grade yi ci ceinture yi moo doon indi aussi catégorie de poids yi ma nga ca tàgg ma am na koo xam ne ay masse ngeen mais tolloowuloon catégorie de poids am na koo xam ne ay masse ngeen mais du sa nawle danaan la moytul ma kii du sa nawle donc kenn daawul bëree ku nekk moo tax mbër daan tagg ba xam bala ñu ko xam gis nga wasu ñett yooyu mooy li lal léegi nag bu ñu indee ci wax ji koo xam ne duñ ko dóor mu daanu këppu jël kanamam def ci kaw suuf ci suuf nekk en danger waaw yéene rek moo mat ki fa nekk def li mu man
ñëpp dem ci ñu ne déet lii mën nañ ko am as gor su dëkk ci dëkk bi ami mbokk daal di ñëw daan ne man de dinaa ci wax am fitam dañ koy jàppale ci loolu dégg ko tamit ci noonu waaw parce que dara sottiwul lu ñu yéene bu fekkee ne yéene bi mooy ñu wax lu nit ñi mën a jàpp ñu ne waaw lii dañ koy def koo mën a sauver sécurité famille bu nekk sax ku nekk war nga ko mën a def ak sa njaboot wante des na bu fekkee ne lu jëm ci bopp la jàpp ci xelam ak baat jëm ci yaram bu ko nit daanoo booy njëkk ci moom prix noom non nocere doo njëkk ca bopp ba da ngay boole bopp beeg loos wi ak mbagg mi boole ko yëpp def ko genn jaat suñ koy wëlbati ñu wëlbati ko loolu la bëggoon wane fii waaw même bu dee 2 secondes parce que c'est une occasion unique àdduna bi ñuy seetaan ñu wane comment on aligne la tête la colonne cervicale et la colonne dorsale sur la vidéo nañ ko même buñ kii parce que loolu tonton mag indi laatal nu carrément parce que fi mu nekk nii mën nga indi action bëre bi indi action sauvetage bi nga xamante ni professeur Mamadou Mansour waaw man bi nga ma waxee émission bi ma wax émission bi dama ne la li ci ëpp solo waaw mooy l'occasion unique que nous avons pour amener de la valeur ajoutée au niveau culturel du peuple et des jeunes voilà loolu fi mu nekk nii tey loo fi wax nit ñi duñ koy déglu mooy école ak université bi gën a rëy ci àdduna mooy bii tey voilà léegi balaa ñoo dégg yàlla balaa ñoo dégg parce que ñu wan lu ñu mën a teg baaraam voilà loolu il faut mu ay tonton mag nga indi laatal nu action bi nga xamante ni. Il y a beaucoup de chaos quand même. ñu xool combat bi waaw ñu xool combat bi ci boppam waaw ñu xool combat bi. ndeysaan ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ndeysaan Eumeu Sène ak Modou Lo Eumeu Sène dafa bëgg a dem waaye ba tey mi ngi taxaw rek di déglu Eumeu Sène wàcc na ba ci suuf ndax day bëgg a jël tànku Modou Lo ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañu bàyyante waat nañ ndeysaan bu yàggee Eumeu Sène cokkaas na ko Eumeu Sène tey ni mu ñëwee bokkul ak na mu ñëwee woon sa combat bu njëkk ba mu mel ni combat bi dafa am nuñ ko yebee ndax combat bu njëkk ba dafa ñëw rek songu waaye bii dafa ñëw taxaw di liir combat bi ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Eumeu Sène Modou Lo le duo de choc ndeysaan ñu ngi lewtoo ndeysaan Eumeu Sène ndax day bëgg a dem Eumeu Sène ndax day bëgg a dem da koo bëgg a jëli Eumeu Sène ndax da koo bëgg a jëli ndeysaan jël na ko jàppante nañu la ilaha illallah benn avertissement Sococim ak Malick Ndiaye waaye mbir mi du salam attention Malick a ngi door Sococim daanu tey samedi 9 juillet 2011 stade Ngalandou Diouf voilà boobu Malick Niang Adama Diouf la voilà
voilà coup yaa ngi noonu gis nañu coup bi nga xamante ne ni moom la Modou Lo dóor Eumeu Sène gis nañ yeneen chute bi ngeen di gis ni Adama Diouf la ak Malick Niang moom tam dóor la mu daanu mais dama bëgg ñëw ci professeur Codé Ba avant ñuy dellu si waat mu expliqué waat nu yan matukaay la ñu war a jël actuellement nii ci wàllu làmb te làmb professionnalisme boobu am na mais des na mais professeur ki nu dóor mu daanu fan lañ ko mën a dóor mu daanu. jërëjëf Bécaye bon man am na loo xam ni aussi d'accord ma ci trop bi suñ ne dañu professionnaliser. man de su may seetaan làmb te daan ak grand combat yu bëri dama ko daan seetaan après jékki-jékki ni doon dematu. lu tax dematu c'est-à-dire am na yu ci xew yoo xam ni informel bi dafa bëri. désordre bi dafa bëri. xool nga professeur Djibi Seck wax na ko monsieur Lo aussi. waaw mooy ñi nekk foofu ci biir géew bi ay danger lañu pour mbër yi. xool nga même soo fekkee ni da nga bëgg a intervenir et ñàkkul amoon na personnel médical yu nekkoon noonu ci ginnaaw. non am na toujours am na ña nga fa docteur Ardo moo tax ñu tudde ko Ardo. xam naa ñu xarañ lañu professeur Ardo professeur Raymond Diouf docteur Kama et cetera ñi ngi fa woon mais yëf yi dafa gaaw dafa gaaw te yu mel noonu su amee su fekkee ni am na encombrement mais musiba mooy am xool nga Sénégal léeg-léeg nga gis nit accidenté ci yoon accident de la voie publique mais en 1 minute 2 minutes ñi amul woon lu ñu def yëpp ñëw wër ki accident di wax ñi naan jaaral fi jaaral mais xool nga pour dellu si ci kaawu Eumeu Sène xool nga suñuy jàngalee nan la ñuy déplacer nit dañu naan ki ci ëpp expérience na toppatoo ak teg ku waaye su ngeen nekkee ñeent dañ naan leen ki ëpp expérience waaw su fekkee ni ay étudiants en médecine la ñu nekk kii 5e année 6e année 7e année bi na jàpp ci loos bi jàpp ci coude keneen ñeneen ñi nañu jàpp ci dënn bi bassin bi ba pare jàpp ci kii idéalement ñeent la ñuy doon te su fekkee ni dañ koy déplacer ki nekk ci loos bi ak ki nekk ci bopp kooku mooy joxe le top moo naan 1 2 3 nañu ko déplacer et dañu koy synchroniser maanaam ñëpp dañuy defandoo loo xam ni day jublu ci même objectif. loolu mënoo ko am ci làmb ji. nii peut-être ci terrain football mën nga ko am sapeur yi dinañ koy def ñëw toogandoo. sukkandoo jógandoo waaw. parce que yooyu dañu xam mais donc su fekkee ni loolu amul. da ngay déplacer bopp bi ci benn côté loos bi nekk ci beneen côté day mel ni da nga ko. morceau boo jël élément baa ngi nii di ko wañ. élément baa ngi nii. xool nga xam nga kii defal nañ ko collier ba pare. waaw ba pare dañu ñëw préparé ko salaamaaleykum rek ñu laxas benn collier fii. pour téye loos bi mu bañ a. ki ci des jàpp ci bopp ñuy wëlbati nag. ñuy wëlbati noonu la war a demee. mais dama la laaj léegi ci bopp. waaw pourquoi souvent buñ la dóoree nga daanu. xool nga suñ la dóoree am na ñetti zone sax yoo xam ne benn bi dañu ko interdire mooy dóor ci diggu gi. waaw fii tere na waaw non foofu tere na kenn du ko mais koo xam ne dafa janook yow nii. ak nu mu la ëpp doole am na foo koy laal ci menton wala fii. ci temp yi. soo moytuwul ci suuf la jëm. parce que menton bi su ko dóoree. ni bopp bi yéege nii ci kaw. noonu la yuur bi di demee dellu si. te xool nga su demee dellu si. day ñëw dal fii dal ci yax bi nekk fii. c'est-à-dire intérieurement. ba pare dellu si dalaat fii. soo ko defalee rajo comme nga scanner da ngay gis fii nàcc na. ñuy wax coup contre coup. c'est-à-dire coup bi fii la waaye ca opposition la. am na beneen. te le fait li yuur bi demee nii di dellu si. dafay xam nga dafa mel comme courant rek. day jékki-jékki courant bi fi mu jee daf koy couper. donc la doon fonctionner mooy nooyi beeg. na ngay mën a taxawee. lu tax ñuy daanu noonu parce que pour que jóg taxaw dafa am courant bu ndaw bu sa yuur di yónnee ci muscle yi. boo xam ne même soo defulee dara sax taxaw rek ni nem booba courant boobu dina jàll. moo tax muscle yi di la yii tànk yi di taxaw. yow sa tronc def nii et cetera. su fekkee dañoo couper loolu day mel ni saaku bu rek boo ba ma ci suuf. loolu nag ci quelques secondes day dal day jékki-jékki rek mel ni courant bu coupé. doo mënti toll dafa da ngay jëm suuf fii nag moom fii dafa dangereux aussi parce que yax bi nekk bi dafa nooy dafa
ni ñuy waxee waaw dafa woyof. dafa woyof waaw presque ñun écaille lañ koy wax écaille temporale. maanaam écaille mooy loo xam ni dafa fin dafa plat. donc fii soxlawul dóor yenn dóor yi. pour que nit ki xam. te li ci ko gën a garaawloo mooy yax bi dafa nekk nii ba pare am benn artère bu am solo bu ñëw tafu ci wetam donc soo dóoree fii. ngay dóor ci kaw artère. am na ñoo xam ni dañu leen di dóor nii artère bi mooy fi deret gi jaar. ñu xam jóg dem. mais nga du ñu dem seeti médecin ca guddi ga ñu dugg ci coma ñu indi leen. waaw moo tax. il faut que ña nekk ci kii bi xam ni par exemple su problème amee am na ay mbër bu xëm warul ñibbi këram même su jógee. ni dara jotumaak warul ñibbi. parce que souvent damay dégg nii ñu ne boo daanoo bu dee da nga am kaw dañ la dóor nga kawute ba tax nga war a compétir war nga toogaat 3 mois au minimum doo ko war a mën a jëlaat beneen combat ou 6 mois loolu c'est possible. parce que suñ la kawute soo da nga war a dem ñu defal la ay bilan defal la scanner parfois même ñu dem ba ci ay IRM ak yooyu xool évaluer la cliniquement c'est-à-dire kii est-ce que amul cër bu bañ. mais yëpp nag la ñuy seet. parce que say cër yëpp mën nay bouger fekk sa jugement des na fekk mënatoo calculer yenn calculer yi. mënatoo fàttaliku yenn yi am na ñoo xam ne dañuy fàtte. dañuy naax ba li. y a beaucoup d'anciens lutteurs yu naax sax. y a beaucoup day am donc yooyu dañ koy defal bilan te bilan yooyu day jël temps parce que ñun neurochirurgien bi dina ci wax. psychologue bi dina ci wax xool ndax am na ñoo xam ne dañu lay dóor ñu xam. après continuer liggéey jékki-jékki def ay dépression. loolu dinañ ko gis même ci ñi accident. doxaale sax ñu daanu. waaw am na ay mbër yu tegale 3 4 kaw seen biir carrière. ci seen biir carrière. waaw yooyu yëpp dafa laaj bilan boobu bu ay semaine lay kii te ku ci nekk spécialiste bu ci nekk rek mën nga téye malade bi lu bari jërëjëf professeur Codé Ba Momar Codé. Professeur Mamadou Mansour dañuy dellu si waat parce que matukaay yi nu war a jël bari na te loolu bokk na ci li tax nga jóge ba Paris et puis ñu lay remercier bu baax parce que lii dafa am solo parce que lii bokk na ci bëgg sa réew bokk na ci bëgg sauver ku amul xam-xam waaw parce que boo jógee ba France jël sa billet avion ñëw war a toog fi waxtaan ak sénégalais yi dafa laaj sénégalais yi ñoom tamit vraiment ñu gërëm la bu baax ñu ngi la ciy gërëm bu baax man keroog bi ma liiree sa lettre d'accord naa lépp dama ne borom xam-xam la xëy na nag bindu tubaab ba nga ko bind moo diis ci man mu xaw a diis ma ni mais même boo xoolee ñi commentaire ñëpp sax loolu moo leen ci metti daal dañ ni ko professeur bindee dafa metti parce que dafa xas arbitre bi xas yu metti daal bon léegi dañuy dellu si waat nag ci matukaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël ci biir làmb ci biir sport. très bien jërëjëf HBK dafa am benn point bu ma bëgg a clarifier ba ñuy sori ci loolu. waaw dafa am benn concept bu nit ñi tàmm di wax. te loolu boo seetee sax loolu gën a tax arbitre bi. am réflexe dem def li mu def. waaw xam nga sànq maa ngi wax sensei ni gis nga dal. dafa am solo. te fi mu gën a amee solo mooy devant une urgence vitale. foofu la gën a amee solo du parax. dañuy dal nit ñi dañuy wax avaler sa langue. waaw. wax bu yàqoo ngi noonu boo xam ne man de su ma sañoon. dootul wax buy jógee fii. wax boobu dañ ko gas ba mu ko ñu suul ko parce que mënta nekk. musul a mën a nekk mënta nekk te du mës a mën a nekk. te musul am nit mënta wan na làmmiñam. waaw kon pourquoi ñu koy wax. très bien wax boobu li muy jur xam nga mooy lan. mooy n'importe qui ku daanu sa kanam rek. nga ne day wane làmmiñ roof sa baaraam teg ku koy def nag ku koy reere la nga fande. waaw. benn point gi la. waaw point boobu. deuxièmement mooy affaire protège dent bi. ñaanoon naa sax bu fekkoon ne mën nañ am échantillon protège dent bi. pour que li may wax mu mën a leer ñu wan nit ñi lan mooy protège dent ñu xam ko. wan protège dent man gisuma ku ko mën a def. déedéet protège dent dafa rëy kenn mënu ko wan. bon xajul ci put. très bien deuxièmement protège dent il faut nit ñi xam lan mooy njëriñam. ni mu ko tuddee day protéger dents yi parce que boo ko solul bu ñu la dóoree mën nga am fracture de dent bi bu fracturé tojitu dent boobu noonu moom la nit ki mën a wanaasu sax la ñuy wax parce que au lieu mu dem fi nga xamante ni tube digestif bi lay dem fatt noyyikaay gi loolu la ñuy bañ moo tax ñuy def protège dent bi
da ngeen bu baax li bu baax donc protège-dents bi du loo xam ne da nga koy wan mu lay teree noyyi parce que xam nga li may wax sànq rek nit ñi émotion la ñuy demee. parce que bu ñu gisee ni Eumeu Sène daanoo te dunoo ñu ni protège-dents bi wan na làmmiñ ba ak li ñu njëkk a xalaat mooy noyyi nga fatt na dootul noyyi. waaw dootul noyyi. mais c'est pas ça. donc loolu mooy waral ñi ci bëri dañ jàpp ni mais yow docteur li ngay wax ni mais kooku mais waa ji day dee nii léegi mais ki dafa war a agir tout de suite mais effectivement on doit agir tout de suite mais du parax on a dañu war a tey ñuy évaluer li ñuy wax évaluation xam nga li ñuy njëkk a évaluer bu ñu ñëwoon ci Eumeu Sène noonu bu fekkoon on était dans les règles de l'art dañuy ñëw évaluer li ñuy wax état de conscience xam nga loolu nit protestant bi rëy na trop ko mën a wan xaw ma foo jëm ba pare il est souple parce que lii nii pour fracturer ko pour dagg ko sa problème la lii de ko santul mbub mënoo ko wan très bien donc wax jooju na ko nit ñi bàyyi day wan na làmmiñam ak yooyu ku ngir yàlla ku daanooti sa wet bul jéem a jël sa baaraam daan da ngay dem loxati làmmiñ bala ma koy wan na amul ku koy def bu ñu nee capite sa baaraam yaa tooñ sa bopp. mais kon arbitre bi li mu doon wax ne heureusement mais sinon waa ji mënoon na ko màtt am na. absolument parce que ku xool affaire bi ni mu demee Eumeu Sène dafa yeewu après. donc dafa def li ñuy wax commotion cérébrale. mooy da ngay ximaliku. xam nga man déglu naa ko bërki démb xaw ma. waaw muy dellu soit ko muy wax ni mi ngi doon dégg xaw ma lan gi nangam na Eumeu Sène n'était pas comateur. déedéet ah non. donc bu ñu ñëwoon li ngay njëkk a évaluer dafa am li ñuy wax les fonctions vitales. li nga xam ne mooy rey nit. loolu ngay évaluer ba pare. xam nga loo xam boo ko nattul mënoo koo xam. di nga natt état de conscience am xam ndax kii mi ngi fi wala nekku fi. ndax dafa nekk dans le coma wala nekkul dans le coma. di nga évaluer respiration am ndax mi ngi noyyi wala noyyiwul. yaa ngi dégg. di nga évaluer état cardiaque am ndax am na pouls wala amul pouls. te ñaar yi ma njëkk a wax sax ñaar yooyu moo gën a am solo. ndax mi ngi noyyi wala noyyiwul. parce que nit ñi dañ jàpp ni mu dëppoo noonu day fat dootul noyyi nangam boo deful ci tàng bi nii day dee tout de suite. day voilà loolu du noonu. mais professeur lutteur bi ci boppam Eumeu Sène mu ne moom yëgul dóor bi yow loo ci ba mu ne yëgu ko benn yëgu ko deuxièmement bi mu ximili ko sentirul dara lu ko metti fenn. ne béykat yi. waaw baal ma ci foofu tuuti. waaw baal ma professeur. ñiy def accident duñ ko yëg. accident frontal oto. da ngay jékki-jékki rek. da ngay jékki rek tu dors. nga yeewoo hôpital. waaw nga yeewoo hôpital nan la lu xew ñun la waa ji dafa la mbëkk frontal ceinture de sécurité. sa bopp dem dellu si waat. gis nga du rek ci làmba ji. encore une fois man li may wax ci fépp la. ci li muy wax nii nit dina daanu si mbedd mi. nga war ko intervenir nga war a intervenir. waay qu'est-ce que comment tu vas faire na ngay def da nga koy seetaan kenn nit ñi dañ koy wër di ko upp. di ko upp waaw. da nga koy upp rek nga xam su mi leen daal wala sotti ko wala tooyaloon bopp bi ndox. waaw tooyaleen ko fekk xamul la ne la gis nga formation ñii li ñuy def. ñun xam nga à force de contacter d'être en contact avec eux ñi ngi leen di jege di waxtaan ak ñoom. ku mel ni docteur Lamine Thiam. waaw moo fi indi médecine du sport. waay waay ah oui fiy def. Djibril Seck mii xam ne li may wax. da ngay nekk ak ñoom ñu lay wax ay fondamentaux ci yoo xam ne da ngay dem ba yow da ngay teg sa bopp docteur. maa ko xam. faj na ma ci pom. waaw mu faj ma. fraction de seconde bi ñu lay dóor nga daanu boo jógee ne fan laa ne lu xew parce que dafay effacer sa lépp nga jóg daane waaw lu xew. parce que li professeur wax sa yóor day dem di dellu si. mais ci paroi bi. liquide dafa ne comme boussole ni sa boussole ni ngay amee boussole di ko def ni muy tourner. yóor noonu la mel ci biir bopp. noonu la mel ci biir bopp. donc fraction de seconde bi nit ki xam ak di dellu si comme li mu wax nii xam nga Eumeu Sène dégg ngeen ko nee na moom non moom. dara yëgul dara problème bi du loolu problème bi mooy il faut que. comme ni ko professeur waxee war nañ lay yóbbu en observation pour sa sécurité ñu xool la évaluer la pendant un bon bout de temps bu ñu xamee ne yow mii parce que di nga gis boxeurs yi dañ leen di dóor ci bopp accumulation de coups à la tête mais casus clair Mohamed Ali bi dafa mujj dañuy dem mujj gi lii lay def daal di commencer paralyser partiellement ou totalement mais c'est parce que da ngay jot coup di boxe pendant 15 ans ngay boxe
tous les ans nga boxe 2 fois di jot ay coups bu mujj gi ko yow booy xool nit da ngay defe nañ 5 personnes nekk sa kanam 5 personnes ñoo taxaw yaat ma dinañ ci ñëwaat léegi xam nga ak sunu sponsor yi ñu gërëm leen Black Power ñu gërëm ko bu baax l'écran ak Bisik Banque ñoom it ñu jàpp ci émission bi mbokk yi tey gis ngeen li ñuy waxtaane yii la xale yi mbër yi di war di toog di ko xool et puis écurie bu nekk am avant ngay dem di seeti médecin wu CNG au lieu ngay dem balaa ngaa dem di seeti médecin wu CNG yéen waa écurie bi seen bopp ngeen am médecin am lépp yëpp loo xamante ni ku ci am problème balaa ngaa dem fenn foofu ngay dem mais malheureusement amu fi tàggatun leen ci benn entraîneur ngay wut genn wàllu xaalis bi ci bépp sëriñ nga koy jox doo ko fay genn wàllu xaalis bi yëpp ci sëriñ da ngay gis ñu ne la mbër bi 20 millions def na ko ci gàllaay nga dem ñu dóor la nga daan mais bu ko defeti jël ko nga entraîner faju defar sa bopp te seetlu naa souvent les lutteurs yi génn dem préparer wu physiquement mentalement defar seen bopp baax bi ñu ñëwee dañoo am ndam 3 secondes ñu daanu. waaw dañuy am ndam mais boo demee nag yow topp sëriñ bi village au village nga topp ko. mais professeur. doo dem fenn waaw mbokk yi kon ñu Tafa ñun dem baal ñu dem publicité. waaw ñu dellu si waat ñu xool publicité dellu si. jërëjëf kon ñu dellu si waat mbokku téléspectateurs yi yaakaar naa ni bari na fii lu fi génn ci xam-xam ci lu war a mën a sauver nit ak it ñu xam naka la ni sauver doomu aadama bu tollee ci gàllankoor yu metti yooyu moo waral ñu dajale borom xam-xam yi fi toog Momar Codé Ba wax naa leen que neurochirurgien la mi ngi nekk ci université bu Dakar xam nga ci wàllu yóor la ñuy waxtaanee Djibril Seck moom yàgg naa ne xam ngeen ko INSEP et puis science du sport xarañ gi am ci wàllu tàggat yaram xam-xamu tàggat yaram naka la ñuy tàggate nit yaram naka lay mel sportif bi ak Mamadou Mansour Diouf mooy ki jógee France di professeur et di ko xam-xamam màcc ci wàllu médecine sportive wax màcc ci anesthésie ak réanimateur koo xam ne dem na ba xëm tàggali ko na ak sagoom mu fexe ba ximali ko loolu ci wàllu liggéeyam la ak nag ki nga xam ne moom ngeen xam mu di Yatma Lo Sensei ñuy waxtaan ak ñoom ci wàll bi nga xamante ne ni tàggat yaram la lépp nag fii ñuy wax tàggat yaram ndax ci tàggat yaram la am léegi bi Mamadou Mansour ñëwee nag léegi fi ñu toll dañoo toll ci solution yi lan la parce que 3/4 émission bi dem na problème yi am léegi nag naka la ñuy def ba saafara ko xam naa ni professeur Mamadou Mansour yow laay jox jëkk a jox kàddu. jërëjëf Bekay point bi nga soulevé bokk na ci li ma gën a yitteel. gën a parce que sama yéene mooy. bu ñu jógee fii. ñi nga xam ne moom lañ ci duut baaraam ci ay problème yëpp mu saafarawu. waaw ba mbër mu fi nekkati am nekk sécurité. mais bala may ñëw ci yi ma listé nii man nga xam ne moom laay def ay proposition yooyu encore ay xalaat la rek yu ma xalaat. non da nga ko war a joxe bu ci xalaat dara yow joxe sax xalaat yooyu dafa am ñi nga xamante ni nag ñoo ko war a jël jëfe ko waaw mais balaa boobu dafa am benn message boo xam ne dafa may yitteel trop muy ban am na benn mbër waaw boo xam ni saa yu daanee damay gis mu nekk ci biir kii bi di raam ni di samp bopp bi di def waaw am na kooku dafa am message boo xam ne dama koy message bi may wax ni moom laa koy wax du moom du benn de ak ay mbokkam waaw loolu bu koy reere léegi mu fande gis nga li ñuy wax nii yëpp xam nga lii dañuy wax lu ko xam ne dañ koo dóor mu daanu affaire bi indi ko loolu nag nga ñëw teg ko sa bopp nag vraiment loolu yéeme na parce que moom noonu muy def noonu bis bu dammee loosam bi wala mu def luxation fa lay jógee paralysé ba faw li ñuy wax ni lii sabab nag yëpp ba ma jóge fa lay ñëw ak affaire ñu ci wax yëpp pour loolu moom au lieu ñu def ko moom moo koy def boppam moo ko teg boppam bu dee téere la buñ ko jox moo xam ne day daanu jéesi na jël téere ba dem ba géej sànni ko fa sëriñ ba ko jox na ko ba waaw loolu moom naa ko wax moom mu dégg ko ak ay mbokkam ma jël àddina bépp seede waaw bu koy reere nag léegi mu fande bi ci des ma ñëw ci proposition yi sànq dama waxoon ne urgence vitale bu amee amul gaawantu parax tey ma jox la benn exemple tey boo jëloon maçon buy liggéey fii nii mu jekki-jekki rek mur bi màbb ci kawam mu tëdd ni mur bi yéeg ci kawam nii muy yuuxu mun naa la
pariel ni boo jëloon 99% nit ñi bu ñu ñëwee seen réflexe xam nga mooy doon la. mooy ñëw. yëkkati miir bi ñodd ko. waaw est-ce que xam nga loolu ku ko def lor nga waa ji. ah voilà xam nga moo tax affaire xam-xam du question de émotion. ak yooyu waaw. noonu mu nekk di yuuxu di nekk ci métit yow nga toog bañ koo laal ki toog bañ koo laal. moo ko ëppal njëriñ que yow mi nekk fa ne da ngay yëkkati miir bi pour rocc ko. gis nga bërki démb biñ ne suba la tabaski. am na car tata bu fi accidenté xaw ma benn rond point la rond point xaw ma Fass Ba xaw ma. daanu ba ñu ni chauffeur bi dafa incarcéré wu. waaw ñu jël vidéo nit ñi di filmer parce que loolu mooy danger bi c'est-à-dire que n'importe qui va s'improviser secouriste. gars yi ñëw ku nekk naa xëccal fii jàppal fii xëccal tànk bi mais musiba ngi noonu njombe gu rëy goo xam ne kenn waxu ci. te pourtant incarcération dafa am ay techniques yu ñuy désincarcérer ñooñu mais ñi ko jàng yor matériel bi et tout ça mais mooy sapeur pompier. c'est ça. mais ki incarcéré wu lu mu affaire bi lu mu extraordinaire yow nga taxaw croiser les bras mooy li professeur waxoon sax primum non nocere. loolu moo tax ñi nga xam ne dañ leen war a jàngal affaire sucre bi li ñu lay njëkk a jàngal mooy li nga war ta def gis nga boo xamee li nga war ta def. donte xamoo li nga war a def boo xamee li nga war ta def rek déjà. sauvé nga nit. voilà sauvé nga nit. loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi. du ay profité ci ku ñëw rek bëgg a nekk secouriste non jàngoo ko bul ko def. sa xam-xam màccu ci bu ko laal. suñ borom wax na ci alxuraan ne. qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina laa ya'lamun ndax ñi nga xam dañoo xam mën nañoo bokk ñi xamul mënut a jam. déedéet du benn. li nga xam sa xam-xam màccu ci. bàyyi ko noppi ci waaw noppi ci. léegi man proposition yi ma joxe woon mooy. bi ci njëkk dafa am ñoo xam ne ay à titre individuel la am yoo xam ne c'est collectif mooy mbër yi sànq junñu ngeen ko tuuti affaire couverture affaire aptitude médicale mbër waaw. xam nga aptitude médicale mbër da ngay ñëw ñi ci jot a am sax médecin seet leen da nga ñëw ñu examiner la jël stéthoscope déglu. ñu la apte nga. waaw est-ce que xam ngeen sportif li koy rey di ko lor li ci ëpp problème cardiaque lay doon. waaw léegi examen boobu ñu def noonu yow feebari cardiaque yi ngay am noonu mais loolu du ko gis. xam nga donc mu ne leen defal nag après nga yor sa licence ñëw ñaata ngay gën ñoo am licence ñëw ci football bi da nga koy gis ci football bi. oui bien sûr jékki-jékki daanu dee. léegi loolu li may proposé mooy licence su CNG bala nga koy am CNG day exiger nga dem cardiologue saytu la. dañu war a saytu ci wàllu cardiologie. mais je crois que amoon naa ak docteur Ba. bi nekk hôpital Dantec. loolu dafa war a am. sànq yaa ngi tudd docteur Mbaye Paye que je salue au passage qui est un collègue. ñooñu bu ko defee CNG daal ni voilà boo demee cardiologie ñoom dinañ la defal électrocardiogramme. dinañ la defal échographie cardiaque. dinañ la defal ay exploration électrophysiologique. parce que nit ki am ay trouble du rythme ay trouble de la conduction ak yu demee yooyu nga xam mooy facteur de risque d'arrêt cardiaque mais loolu ay teg stéthoscope doo ko mën a gis. doo ko gis yéen a ngi fàttaliku Khalilou Fadiga. bi mu waree dem Inter de Milan. dañ ko xam nga dañoo dem saytu ko ci loolu ma wax noonu jumtuwaay lañ ko saytu xool ci kër bi problème yooyu ñu door ko ci gis. ñu ne contrat bi duñ ko signé. loolu bu doon fii Sénégal tey waxatuñ ko. duñ ko seet. voilà day fubal rek jékki-jékki rek daanu. dëgg la club dee. dëgg la donc benn ngi noonu. waaw donc nañ saytu këru mbër yi. nañu dem ci cardiologie waaw nañu ko CNG mën na ni licence ba la ñu koy signé il faut nga indi un rapport fait par le cardiologue qui dit que ton état est compatible avec la pratique de ce sport. c'est logique ça. benn ngi noonu. tout à fait normal loolu. ñaareel ba mooy formation wu écurie yi. xam nga secourisme boo xoolee léegi ci pays développé yi dañ koy yaatal ba nga xamante ni ñëppay am secourisme diplôme secourisme. man boo gisee man SAMU. loolu dafa bokk ci liggéeyam dafa am li ñuy wax centre d'enseignement des soins d'urgence fii jàngalee secourisme. dañ naan tey jamono bi école yi la ñuy jàngal jamono bële entreprise yi la ñuy jàngal jamono bële dañ koy rendre obligatoire léegi waxuñu nit ñi nekk ay secouristes professionnels. mais nga am les bases ba nga xamante ni parce que n'importe qui peut être témoin d'une victime parce que accident buy am boo ko fekkee comme ni ko seen say waxee sax mën na am sa kanam. mais bu boobaa war nañ la jàngal nga xam li nga war a def naka ngay secourir ak li nga war a def les premiers nga def en attendant que nag les secours spécialisés di ñëw. dëgg la. loolu xam nga loolu léegi par exemple CNG mën na ni écurie yi
écurie bu nekk tol foofu proposition bi may def mooy est-ce que xam ngeen SAMU national bi nekk fii. te sama collègue docteur professeur Bey di ko juré je le salue au passage. mais ñoom ci seen liggéey. daf ci bokk formation daf ci bokk. ñoom seen liggéey du question jël rek ay dem jëli ay blessés yóbbu hôpital yooyu ñoom dañoo am centre d'enseignement des soins d'urgence. léegi CNG pourquoi du jël partenariat ak SAMU moo xam SAMU la moo xam SOS médecin la moo xam SUMA la c'est des structures yoo xam ne dañuy liggéey ci affaire urgence. partenariat ak ñoom nga ne leen léegi dama bëgg écurie yi. ñu formel ma leen sur les bases du secourisme. ñu ne ok léegi ñu ne par exemple semaine bi je prends au hasard écurie Fass yéenay ñëw mbëri ñëw. ñu teg leen ñu jàngal leen sa waay bu xamee nooy xamee ku xam ak ku xamul. bu ku xamee noo koy. mais ñun yëpp xam lañ ko tuddee. voilà donc il faut ñu wax leen luy xam ak lu dul xam. ñun yëpp xam la tudd. waaw parce que lépp xam la mais lépp du xam. xam nga war nga il faut nga différence ku xam ak ku xamul. donc ku nekk dans le comment ak ku nekkul dans le comment il faut nga différence. donc loolu la ñu jàngal leen ko bu ñu leen jàngalee ba pare ñu saytu leen daal leen defal attestation de formation aux soins d'urgence niveau 1. bu ko defee CNG mën na yow sa équipe bi boo amul sa gars yi bu ñu amul ku ci amul attestation bi doo bokk ci cumukaayu mbër bi. kon léegi ñu wuti ko. dañ koy wuti kon léegi ñu wuti ko. yi ngay wax nii. bu ko CNG imposé woon. par la parce que ni CNG imposé ni boo amul licence doo bëre. mais bu ne boo amul attestation de formation aux soins là doo bokk ci kii. waaw dañ koy def effectivement. beneen kii bi. waaw. ñi ngi wax boobu ba léegi mais couverture médicale. waaw mais du mbër yi kese. waaye yéen nit ñi ñëw di seetaan si ci làmb ji nag. gisoon ngeen fi stade bi mabboon xaw ma stade Demba Diop. waaw waaye léegi maa détail loolu boo amee nag. waay ñetti nit ñi nga fi nii ñetti secouristes yi ngay ni pour mbër yi boo ñoom ñoo zéro ñu. loo xam kenn waxul li ci jëm. donc loolu laa wax ni catastrophe dañ koy prévenir. doo xaar ba mu ñëw parce que loolu mën naa nekk. Sénégal loolu la baaxoo nag. Sénégal nag loolu très bien loolu lu koy faj waxuñu la nag nga dem jël tous les moyens de secours yi ñëw teg leen ci stade bi parce que pour benn combat de lutte. ah mais une finale de coupe du Sénégal quand même nag war na am ñëpp war nañ faa nekk. léegi nag mais da ngay def li ñuy wax un plan blanc ñoo xam ne dañ leen di nekk ñu nekk en alerte. xam nga tey mën nga ñëw nga ni docteur Mansour Diouf yow tey tu es en alerte. dafa am événement bu am fële. bu fa problème amee war nga mën a déployer wu dans les 5 minutes sur place. waay. waaw man bu boobaa du ma jóg naan damay dem plage wala damay dem fubali wala damay toog nekk disponible pendant durée événement bi. loolu la ñuy wax astreinte da ngay nekk en astreinte. loolu war na ci bàyyi xel. bi ci des sànq maa ngi koy wax affaire enceinte bi. loolu tam lu ma jiital war nañ ko fexe ba mu mel ni ringu boxe. boxe ni ñu ko sécuriser ba nga xam ni kenn du fa dugg. mais dañ ko war a def parce que tamit li may wax nii bu ngeen demee jël ay secouristes yu professionnel jox leen moyens yi gën a bëri et tout lii am fa lii image bii ñuy gis. mais ça va duñ ko mën a def dara nañu wax dëgg. mbër mi daanu dañ koy joggi ci kawam. waaw dañ koy xëpp suuf. mais des fois am na ñu koy bëm am na ñu koy wér. mais des fois am na ñu yenu mbër bi daan dóor ko ci suuf. waaw dañ lay yenu yow si sa bopp yaa daan di jóg ñu yenu la dóor la ci suuf parce que danoo contact yéeg sa kaw juróom yéeg. loolu lépp musiba la. yooyu yëpp daf ci am professeur encore une fois yow li nekk ci làmb ji rek nga wax parce que lii lépp mi ngi ci. loolu naka la ñuy def saafara aussi vraiment kontaan nañu ci dinañ ci dellusiwaat léegi professeur Djibril si solution yi. waaw. dañuy jël li nga xam ne am na fi. déjà sur place. combat yu mag yi ay Sitor moo ko daan jiite. waaw. ak. Khalifa Sow Khalifa Babacar waaw. wala kii kële Mathieu Mané. waaw. ñooñu c'est des professeurs bac plus 6. en sciences du sport. sont sortis de l'INSEPS. waaw. école yi nga xam ne ñooy tàggat les professionnels du sport. kenn du fa génn à partir de la licence. tout le monde a le brevet de secourisme. Et dans chacune de ces écoles il y a un service d'urgence parce que avec des défibrillateurs il y a tout. li nga xam ne am na Sénégal pour mu gën a gaaw il y a l'association sénégalaise de médecine du sport. Lamine Thiam moo ko sàkk. Fallou Cissé moo ko prolongé. sur l'ensemble du territoire national ñun daan jël ci suñu xaalis ak suñuy oto jël la Croix-Rouge avec Thiam jël les sapeurs-pompiers l'antenne régionale des sapeurs-pompiers jël les médecins du sport dem def li ñuy wax
les conduites à tenir sur les aires de jeu. bu ñu demee sapeurs-pompiers régionaux yi ñooy ñëw mobiliser yëpp ak la Croix-Rouge ak les secouristes ñu wan li ñuy def loolu def nañ ko au moins 10 fois le tour du Sénégal. Moi ça m'a permis de faire 10 fois le tour du Sénégal sur les conduites à tenir sur les aires de sport. mooy indi depuis le certificat de non contre-indication yow saqatal wala dara jotu la mais certificat de non contre-indication wax na ko c'est pas une autorisation. mi ngi mel ne permis de non opposition. C'est pas une autorisation. nga bind kenn tontuwu la ngay fay ay juuti. nga defee ne dañu la autoriser déedéet. loolu ay sew siw droit la non opposition du autorisation. non contre indication médecin bi nga xam ne amul ay bagages amul ay moyens day dégager responsabilité li nga ma fi wan de mën nga dem jël say responsabilité boo bëggee dem defi sport nag yow nga dem defi sa exploration fonctionnelle. pour am sa certificat d'aptitude au sport. moo tax depuis les années 92 am nañu certificat de médecine du sport. faculté de médecine am na BAEPS biologie appliquée à l'éducation physique et au sport. 92 93 dañu dem Nice jël le centre de formation des instructeurs indi leen Sénégal jël fédération yëpp formé leen par l'association de médecine du sport. centre yi nekk Sénégal yëpp INSEPS SNEPS ñu def leen des formateurs et des instructeurs de formateurs. actuellement Ndiak Thiaw bi nga doon woo. il est professeur recruté à l'INSEPS. il est instructeur. C'est lui qui forme toutes les universités de 80 000 étudiants en secourisme. donc loolu mi ngi fi. l'association de médecine du sport Ngom moo ko yor léegi xam naa ne boo jàppaloog moom ak Samy mën nañu ci indi mais il y a mieux. fédération yëpp l'association sénégalaise de médecine du sport reconnue par le ministère et l'État subventionné en partie. on les affecte directement automatiquement des médecins loolu moo tax léegi amatul délégation bi jël te amuloo médecin wala infirmier ak kiné parce qu'on les leur affecte directement. fédération yi nga xam ne ñooy à risque de traumatisme et de mort subite on a affecté des neurochirurgiens moo tax doyen faculté de médecine. mais moo doon Ardo l'autre doyen du département d'exploration. moo nekkoon football mooy Fallou Cissé effectivement. boo demee judo qui est un sport à traumatisme ku fa nekk du naraw ndooy. c'est le médecin. donc fédération bu nekk actuellement au Sénégal bu ñu xamee ni sax existé nga du ñu xaar on t'affecte automatiquement un médecin en relation avec ton profil un kiné et des maîtres. léegi nag li ëpp importance tey. mooy susciter le débat fii. yóbbu ko li mu wax am na solo. nañu boole ci assurance lutteur bi waaw. que assureur yi ñu wax leen ne leen lutteur boo koy assurer na nga ko wax ne que bu amee coma automatiquement il est obligé d'aller être sous observation. 24 heures à 48 heures. nañu ko def ci clause bi. nañu def ci clause bi ne lutteur boo xam ne da nga bëgg a bëre. gisoo le SAMU à proximité cummikaayam ak langam. am nga droit bañ. waaw wala su cummikaay. yooyu mooy yi mu wax donc pour wax ne intérêt bi ñu prêté li nga xam ne indi na fi parce que ku ñëw dina indaale. te li ñu intéressé woon mooy lu ñu fi mën a xëcc. waaw voilà loolu ak li nga xam ne plan d'urgence blanc. yi nga xam ne mooy li wax ne docteur bu tëj téléphone am. waaw bu ñu xamee ne grand événement bu ñaar fukki nit ak wala téeméeri junni nit dañuy ñëw. ñu ngi daje sa njaboot dem sa xel day njortu. ñi war a yor taxaw. mu am plan d'urgence. ñun ñi nga xam ne dañuy yóbbu ay colonies de vacances. ñu yóbbu ay 500 personnes en dehors du Sénégal. boo waree jóge fii dem Gambie. le médecin chef de l'hôpital de Gambie. c'est lui le médecin de la colonie amoo droit samp fa colonie de vacances te moom ñëwul jox leen autorisation. donc yooyu yëpp dafa am. te ñu ngi fi. léegi nag defe naa ne li nga xam ne sëñ bi yëkkati na ko tey. muy fit parce que am xam-xam doyul. waaw mais am na fit. waaw ak fulla ak fayda. ak aussi jël risque honneur am ak yëpp contre tout le monde. def ko tey. dañuy jël fi mu jëlee. fi mu jëlee mooy ñu bokk lépp wax luy yokk. peut-être même li ñu wax fii am na ñoo xam ne gis nañu yeneen. mais bu mu doon ay wax. na doon lu ñu mën a teg baaraam. bu ñu ñëwaatee daal ne suñu wax ji ñu fi waxoon. ba fas ko mu ferankulaayu. ñu am ci ay pas-pas ay takk ak i tegtal fu ñu ci toll. jërëjëf professeur Djibril ñu ngi lay gërëm bu baax professeur Codé
kon de fi yow wàllu wi yow boo xoolee solution sportive yi ci boppam lan la war a mën a protéger ci ay cëram ba loolu yëpp bañ koo dal foofu loolu laaj bu mujj bi loolu la lay laaj. waaw li muy njëkk a protéger wu mooy nangu ñu defal ko visite médicale boo xam ni ci ay base yu leer lay doon. te loolu peut-être ñun médecins yi am na ci rôle buñ ci war a jouer. c'est-à-dire soo koo xam ne dafay dem jogging seulement dimanche. bokkul ak kuy def haute compétition. ki def haute compétition ki koy jox licence bi ki koy jox autorisation bi daf ko war a loolu dépassé na sax benn docteur rek. parce que cardiologue bi dina intervenir. psychologue bi dina war a intervenir borom kii faj poumon yi dina war a intervenir et cetera et cetera. ñooñu ñëpp sooy dem ci pays yi nga xam ne c'est de grands pays de sport. staff lay doon c'est-à-dire groupe bu médecin. mooy jël benn athlète di ko càmbar ay waxtu wala ay fan suñu paree. ñu toog seen réunion ku nekk jox say conclusion ñu tënk ko. jox ko su ci kenn ne bii lii baaxul rek doo dem. ñun il faut que ñu jege. standard yooyu il faut que ñu koy jéem a jege. ci lii aar mbër yi la bokk. deuxièmement il faut que ñu former leen ñoom mbër yi parce que comme ni ñu koy waxee fa ñuy bokkuñu fa ñuy jógee. amuñu même niveau wu instruction yi. il faut que mu am benn kuréel boo xam ne dina leen jël di toog di wax ak ñoom. danger wu lutte bi et cetera loolu dafa am importance. aussi ñun en tant que professionnel il faut que ñuy am ay li may wax ay procédures c'est-à-dire bu ñu xaar ba yëf yi egsi rek. ñuy jóg di wax dañ ko war a programmer. ba pare bind ko xam nga dëkk yi ëpp li ñuy bind ñoom ñoo ëpp li ñuy réfléchir. problème dina fa am mais dinañu am yenn jumtukaay. xool nga sooy xool feebar bu toll bi comme sida bi mu commencé am États-Unis début année 80. mais ay nit ñoo toog di réfléchir daal affaire bi normalul gis nañu benn problème ci groupe bi gis nañu benn. commencé réfléchir il y a un problème dañuy toog càmbar ko. il faut que ñun waa Sénégal ñuy jël temps toog di réfléchir ci suñuy problème suñu ko paree ñu tënk ko ba pare di def suñuy simulation su coow amee. dañu bañ ko dugal ci trois la mukk parce que réflexion boo xam ni changé wul comportement junjul ay doxalin bu bees. loolu voilà parce que ñun am nañu habitude yu daje waxtaan lekk noos bu nu paree lan fa wax yëpp ñu jël ko dugal ko ci toile bi fàtte ko yaat ma yaakaar naa ne boo dee tënk liñ fi waxtaan. non parce que lii yëpp wax naa ko. waay damay waxaat rek. waay te boo seet loolu si bëri dañ koy wax tout le temps. fii dañu am habitude di wax benn chose di ko wax pendant 20 ans. 30 ans duñ jël benn décision. voilà duñ jël dara. gis nga man bu ñëwee sama salle. mënoo entraîner te am indiwoo certificat médical. moo dama lay benn exemple. benn femme dafa ñëw jógee Gabon nekk étudiante fii. ñëw bëgg a inscrire ma ne ko ok loo bëgg a def mu taekwondo ma ne ko ok léegi da nga may indi certificat médical. mu daal ne ma oui mais est-ce que je peux commencer en attendant. ma ne ko non da nga may indil certificat médical. insister mu daal di dem une semaine après xaw ma nu ma def ma ñëw fekk ko mu nekk ci tapis bi di taekwondo ma woo ko ma ne ko certificat médical bi ma laaj joxuma ko ba tey non je vous donnerai ça demain. ma dugg ci bureau bi toog après déggatuma bruit. ndeke daanu na gaa yëpp daw bëgg ko réanimer heureusement on avait quelqu'un qui avait une formation. ñu gaawantu ma ne noonu nañ ñu ko yóbbu Samy xam ñu xaw ma bi nekk kii. suma ñu yóbbu ko fa mu ximmilu ko ñu ñëw docteur bi daal di génn leen ñu génn mu seet ko xool ko daal di ñuy woo mu ne kii warul def sport. parce que feebar bii la am. mais xanaa joxul le certificat médical xale bi sëgg. nga ne ko waxal. ma ne ko waxal. laaj naa la ko pendant dafa bàyyi ba ma absenté jour boobu mu entraîné. pour dire simplement que certificat médical waxuma complaisance de. parce que certificat médical complaisance la gars yi joxe. ah non moo fi am moo fi bari bokk moo fi ëpp. xam nga professeur dafa wax léegi gis nga béykat
li ñuy toog fii dinañ ko layee yow man xiyaam. waaw bien sûr. parce que da ngay war wax li nga xam ne mooy dëgg. boo ko waxul. ñii seetaan ñoo ñu gën a xam. dëgg la. da ngay dem ci docteur bi ne ko defal certificat médical mu ne rek. bindal la mais bari na fi genn wàllu lutteurs yi yooyu. man nag xam nag laay def xam nag laa koy contrer. damay bàyyi 2 mois après 3 mois ma woo docteur Mbaye Paye. waay ne ko ma def note daa ne à partir de tel jour. de telle heure à telle heure visite médicalisée pour tout le monde. pour tout le monde. tout le monde. da ngeen di fay docteur bi. waay rek ñu ñëw. ñëppay ñëw. j'ai découvert un cas de malformation cardiaque. c'est vrai. bien sûr. ma woo yaayam xale baa ngi dund léegi mu ne ma kii dafa doon dee sa loxo. waaw ñu ne yow la. yow lañ koy jëñ bien sûr. pour terminer gis nga làmb ji. defar ko yomb na. mais dañoo dëgër bopp. waaw mais CNG nag mooy jël matukaayam. CNG nag maa ngi lay attends baal ma yàpp na foofu tamit quand même vraiment CNG def nañu lu nu man ci affaire bi. je sais même sécurité géew boobu ñuy wax CNG def na ci lu ma teg nay barrière. teg nay alkaati xam nga nu ñuy def dañu naan lay barrière bi ba ma alkaati bi jàll. dama ne gis nga. lu ne la ñuy def waxtaan nag dañu mujj ni ku dugg ci enceinte bi. ñu wàññi sa xaalis. docteur Alioune Sarr damay wax ak moom régulièrement te moo gën a sonn ñëpp. dafay wax ba bëgg a dee. il faut mu am malheur. gis nga li amoon ci football bañ ne arrêté nañu Demba Diop. tëj nañ ko. bu ñu moytuwul loolu moo fiy am. yàlla nañu yàlla musal. ci seytaane. il faut que ñu am rigueur ci li ñuy def. émotionnel nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi wax nga dëgg. soo gisee du ñu gagné dara. à tous les niveaux nag laay wax. waaw c'est parce que dañ siy dugal sentiment. mais arts martiaux dinañu gagné ah. non waaw dinañ gagné. mais football lañu gagné wul ak basket sax daana nay gagné mais démb rek lañu gagné wul. waa Bala yow kàddu bu mucc bi la am voilà waa base bi. waaw en fait waaw bien sûr. Mamadou Mansour. surtout Eumeu Sène bi normalement ça devait pas être l'arbitre ça devait être le médecin les médecins du CNG normalement. ñoom ñoo waroon intervenir. pourquoi intervenir donc. mais intervenir non mais booba lamb ji jeex na waa ji daan non arbitre moo intervenir. pas les médecins. attention ils sont dañ fa nekk à 4 lañ fa ou 5. 5 secondes. waaw mais Sensé. oui man li ma leen di tontu mooy CNG mooy fédération bi nga xam ne moo ëpp médecin ci fédération yi. waaye ñëpp médecin la waaw dëgg la. ay médecin fa nekk. alhamdulilah bien sûr. ay médecin mais accident bu amee. dafa nekk loo xam ne c'était imprévisible. oui. amul kenn ku dem ci làmb ji yaakaaroon loolu day am. dafa betti. dëgg la te lu la bett man la. oui. est-ce que xale bi dina daanu. mais Alaaji est-ce que war na leen a bett. mais bien sûr parce que non mais c'est ñëw la réaction. maa ngi ñëw kon yow li gars yi wax dafa mel ni dégguloo. Bécaye bañ a dégg bàyyi mu expliquer. non parce que war dañoo war a. mais non Bécaye bàyyi ba mu jox sama point de vue ñoom ñu joxe seen. am na médecin bu jóg sax di daw. comme ça nit ñi xalaat parce que tamit avant les sapeurs. am na médecin bu jóg njëkk a daw. ba jiitu les sapeurs pourtant. Moustapha action bi mu amee dafa gaaw. dëgg la. amul seconde. waaw. ñëpp a jaaxle fi. mais Ardo ñu toog. waaw mais dañu sori. médecin yi fi ñu toog. médecin yi fi ñu toog. médecin bi ñëw na. médecin yi fi ñu toog. xoolee image na la ko woon mu sol lu weex. daw di ñëw. waaw mais Moustapha. bi chute bi amee. médecin bi daw na ñëw. mais dafa fekk arbitre bi du wëlbati bopp. mais Bécaye médecin bi fi mu nekk. bala moo daw ñëw am na ku gën a jege médecin bi. muy l'arbitre. muy arbitre bi. waaw parce que c'est un gars. accidentel sapeur yaa ngi nii. et imprévisible dafa gaaw. gaawante bi. ak proximité arbitre bi ak mbër mi tëdd. amul temps xaar kenn. c'est l'un des premiers sauveteurs. donc moom xoolal ni ñu wëri enceinte bi. gis nga Bécaye émotion bi ñuy wax certes am na mais mooy li professeur wax sànq. mbir mi ni mu amee. promptitude bi nga xam ni arbitre bi daf ko def. bu ko def loolu musiba am. il a commis des erreurs comme l'a dit le professeur. ci ni mu defee ak ni mu defewul mais médecin yi bu ñu leen nar a toog xaar musiba am. des erreurs pardonnables. vraiment. pardonnable. et compréhensible moom wax na ko wax na ko Bécaye du pour man comme ni ngeen wax en 2 secondes. dafa gaaw. dafa gaaw 2 secondes. mais il a raison de dire que Eumeu Sène xamul ah. c'est-à-dire dafa nekk ci benn moment boo xam ne. bu gàtt la dafa perte rek tuuti. après ñu ëlbati ko. alhamdulilah ba mu fekkee ne amul problème. dëgg. amul problème. amul suite. waaw kaddu bu mujj bi nga baal ma benn précision bu ndaw vraiment kontaan nañu. benn précision bu ndaw rek. li ñuy wax docteur yi.
mais dafa am docteur ak docteur. ah oui waaw li am keroog. loolu du n'importe quel docteur moo koy secourir. kooku dafa war a un spécialiste bu jàng loolu. moom laay wax ma ne làmb ji normalement foofu noonu dafa war a am une équipe yoo xam ni ay médecins urgentistes lañu loolu mooy seen liggéey. c'est logique. est-ce que amu fa. yaa ngi dégg. non non le SAMU est-ce que amu fa am na SAMU loolu mooy liggéeyam. pourquoi pas ñu ne par exemple combat de lutte bu amee na SAMU dépêcher une équipe jël une ambulance médicalisée. oui tous les moyens. teg ko fa. loolu moo logique. même sax xam naa loolu ambulance médicalisée boobu moo logique. jox naa la exemple brancard bi ñuy relevé ak waaw kan moo ko gis foofu. am dina yama fan la nekk mais peut-être ci ginnaaw la dina am mais vraiment je suis très content. léegi professeur sama kàddu bu mujj. di renouveler rek li waral sama teewaay fii. dama bokk ci réew mi. man le Sénégal a fait de moi ce que je suis. donc sama devoir mooy renvoyer l'ascenseur. donc lépp loo xamante ne ni réew mi daf ko soxla ci li nga xam ne loolu la ma suñu borom sédd. muy sama wàllu expertise. nee naa la bu ma newoon ba au fin fond de la Sibérie ñu soxla ma dinaa ñëw. parce que yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne askanale nga sa bopp ci jullit yi. te mbiru jullit yi yitteelu la. yaa ci boole sa bopp mais bokkoo ci. donc mënoo ni lii yitteel na Sénégal dina may croiser les bras. dëgg la beneen bi nga xam ni moom nag loolu lu ma bëgg a terminer la dëgg-dëgg. mooy dafa am phénomène bu am Sénégal boo xam ne ñëpp a ngi koy jooytu. mooy boroom xam-xam yëpp ku nekk yaa ngi toog su ruq jàpp sa njàmbur. loolu nag musiba la ci réew. te li ko indi mooy ñi nga xam ne xamuñu dara ñoo téye micro yi ñu dëpp leen caméra yi ñu téye di wax lu nga xamante lu ñu xamul di ci wax mais avec une conviction boo xam ne da ngay yéemu ci àddina boroom xam-xam te mu xam nañ yëpp te xam nañ yëpp boroom xam-xam bu wax ñu weddi la xotti sa xorma piétiner la bu ko defee ñoom ñëpp ñu toog jàpp seen njàmbur voilà te loolu musiba la am na sama benn xarit ndeysaan docteur Babacar Ndiaye Amdi Diouf maa ngi koy nuyu muy dentiste bu nekk à Rufisque mu ngi wax ni moom li ko yéem mooy nit ñi aisance bi ñuy waxee ci lu ñu maîtriser wul waaw ma terminé dafa sama benn xarit nag boo xamante ni kooku ñoo nekkandoo woon Strasbourg docteur Alioune Badara Diouf amateur de lutte man ak moom li ñu nekk Strasbourg yëpp ñooy seetaanandoo combat de lutte muy koo xamante ni soppeeb Alaaji Papa Dieng la te dama bëggoon nag mi ngi fi actuellement dafa ñëw vacances bala mi ñi bi xam naa mi ngi seetaan émission bi bala mi ñi bëggoon naa ñu def tout pour ngeen gisee waaw bu soobee yàlla voilà moom bu soobee yàlla d'ailleurs moom indi na la cadeau bu am solo tey dem na ba sa kër fekku la fa je crois wala daf la woo xaw ma jotu la ñëw sama kër la ñëw bi fekkuma fa jox na ma cadeau pour toi ndaxte kontaan na ci liggéey bi nga xam moom mooy liggéey yaay conclure pour une minute nga jàppale jërëjëf man aussi jërëjëf ah bon non mais tonton mag ak may waaw mais professeur man li ma bëggoon waxtaan ak yéen rek surtout spécialistes yi mooy ngeen reconnaître ni CNG am na ay médecins yu fa nekk loolu vous l'avez reconnu spécialiste aussi que dafa am ay cas yoo xam ne en sport c'est imprévisible te dafay gaaw parce que loo xam ne affaire seconde la doo ko mën a prévoir lu yàgg ngay prévoir te li am keroog ni mu demee médecins yi fi ñu toog pour ñu agir yombul même reporters yi ak amateurs yi doon seetaan ils étaient surpris ñun ñu doon def reportage bi on a été surpris donc man li ma d'accord ak yéen mooy ngeen indi amélioration. mais doo poser question de da ngay conclure. non poser ma question. waaw kay damay conclure. li ma bëgg mooy yéen ñi ngeen xam ni da ngeen spécialisé ci yenn corps ci affaire médecine bi. ngeen joxe seen contribution loo xam ni dafa yokk parce que li nga wax dafa am solo. mënu leen ñëw ci loo xam ne da ngeen ci am xam-xam ba pare teg seen gémmiñ kooku démission la. pour participer au développement du sport de manière générale contribution yi ngeen xam ne da ngeen ko xalaat. indi leen ko ngeen jox ko ñi nga xam ne ñoo yore sport bi ñu yokk ko puisque manquement la boo xam ni avec vos contributions mën na am mu indi ay solution waaw yaakaar naa ni yow moom bokk nga ci ñi bëgg indi solution le fait que mu jël avion jóge ba France loolu ko di ñëw ba fii loolu rek ko fi indi ma ko indi vraiment ñu ngi la ciy remercier Moustapha dama ni woon doo wax mais waaw te Moustapha kat àndul woon ci position tey jii la ànd ak moom xam naa dafa la convaincre peut-être dama njëkk a sa sama réaction waaw ok bi Bécaye lancé ne am na ku ne waaw
lii du normalul dama jóg réagir comme. à chaud di réagir à chaud. à chaud ne kii dafa sauvé. nit. loolu tax mu ne noonu. no expliquer. mais tamit borom xam-xam. boo koy wet tam da nga fay teg xam-xam. ndax domaine boo muy waxee du ci sama morom. da ko maîtriser. daf koo jàng. xam ko te li mu wax tey jii dindi ko jafe na kenn mu ko dindi. mu rafetlu nañ trop nag laa def ba def alhamdulilah bi alamin kontaan nañ ci waaye nag solution li mu wax nii tey jii. lu mu jàngal xam ko dund ko dundi ko. Dakar fi ma tëjee nag moom mooy dama bëggoon a remercier. ñi ñaan l' association nouveau association bu bees bi dugg ci làmb ji. tudd association des sages de la lutte. bu bees boo xamante ne man mi dinañ porté man mu néew mii. lañ porté à la présidence ma nekk seen président. war ngaa mën a nekk sage li nga def ci làmb. war ngaa mën a nekk sage. ñoom Birahim Ndiaye. parce que jël yu garaaw yëpp yaa ko fi daan. ñoom Birahim Ndiaye ñoom Amadou Kati Diop ak képp kuy axlu làmb rek. ñoom Ibou Ndafa. nekkoon sama adversaire rivalité. ñoom Baye Fall. ñoom Papa Konaté ci Italie ñoom Serigne Kane ñëpp ñi nga xamante ne dañ nekkoon ci làmb di bëri experts yi nekkatuñ fi ay milliers de personnes à l'extérieur ñoo booloo tënkoo def benn association bu tudd association des sages de la lutte. porté mu monsieur président man nag wax dëgg yàlla mu ne leen ameel maa leen ameel. félicitations. wax dëgg yàlla maa ngi leen di remercier di leen ñaanal aussi liggéey bi àgg sëkk. président des sages de la lutte félicitations. mérité nga ko parce que. kon Bakay na sage léegi nag. def nga ci làmb yàpp na xam nga day ku mel ne Ndiokho Ndaw. di nga ko tudd waaw kooku nag dama lay bàyyi nga tudd ko. mais attends yow kooku yow la fan. waaw non sama xarit la ak Abdou samay xarit. Paris su ma demee Paris. mais ñoom ñu ngi fi actuellement non. waaw mi ngi fi moom Abdou Ndaw moom sama grande sœur Ndéla. voilà ñooñu dañuy toog France dañuy seetaan bi kay lu nekk la ñuy wax. non non samay soppe lañu. damay dem ba këram bu ma demee tudd. waaw tudd noonu baax na noonu baax na Ndiokho baax na professeur Codé jërëjëf. nga baal ma retard bi teel a ñëw bi ñu ngi am kontaan et professeur Djibril yow tam kontaan naa ndaxte comme d'habitude rek yow boo ñëwee dañuy kontaan bu baax Mamadou Mansour Diouf encore une fois merci disponible lii mooy rôle citoyen waaw yow doomu réew mi nga wane nga sa bopp ñëw nga vraiment li la taxoon a ñëw mottali nga ko et puis li proposition yi nga fi proposé yëpp bu ko CNG jëloon def ko ci règlement bi sa écurie bu nekk dina nekk ci yoon jàmm dina am kon yàlla na CNG déglu mais nag ay boromi xel lañu te ñu rafet xalaat lañu te it ay borom xam-xam lañu te xam naa ni buñ déggee li wax et puis may proposé keneen ku la soxla du fii rek keneen ku la soxla ci réew mi balaa kañ ngay retourné incha allah samedi incha allah yaa ngi fi ba samedi fii ba samedi keneen ku ko soxla mën na jokkoo ak moom. mais Bécaye baal ma tuuti foofu tamit. professeur xam nga sànq dañuy wax affaire émotion. parce que damay bañ. suba ñu jóg way docteur. waaye réalisateur ba may wax nangam. docteur bi jógee France li mu fi wax yëpp fii la ko jàngee. fii la ko jàngee voilà li ma ko jàngal li ngi ci dëkk bi. li ci xam xaw ma ko ci. waaw sa professeur a ngi ni. liñ ci xam xaw ma ko ci. waaw ñooñu ñëpp li indi li ma wax rek mooy loolu dañu toog seen jàpp seen jàmm. mais xam nga lu tax jàpp seen jàmm xam nga lu tax jàpp seen jàmm yaa ko wax léegi dafa am ñu ne ci rajo yi ak télé yi ratatate. loolu nag il faut ñu régler loolu. loolu la loolu ñu ngi gërëm ñëpp. Bécaye sax dama ko nangu dama posé question professeur. xam nga laaj sama lañ ci maanaam dama doon bëri mbër bu ñuy wax Lac de Guiers numéro 1. waaw nga prise mu dooroon non pas prise mu dooroon benn coup j'étais absent à un moment. dès que mu daw song mu téye ko rek ma yeewu. nga yeewu waaw bien sûr. loolu laa bëggoon xam. lan la non lan moo tax may yeewu. temps bi mayuñu ko loolu. daanu ma de. mais yëg naa un petit chaos quand même. yoor bi moo yëngatu. yoor bi moo yëngatu. après courant bi. bi nga jàppantee nag après courant bi dellu si. noonu la demee ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm vraiment borom xel yu rafet yi ñu fi invité woon la TFM chaque fois nii leen di def pour jéem a xool gëstu ci wàllu yëpp nag tey du Tafa mooy taxaw naan ngemb li la jàpp tànk bi la jàpp danga mais lépp action yi la ñu xool lan moo ko indi lan moo indi mbir yi ba yaakaar naa ne am nañu yaakaar ni ku ci nekk am nga loo ci jàng ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mais du ma dem te jaalewuma ndaxte da sama rakku jabar dafa gaañu mu di Absa Mbaye la tudd doomu Amar Mousse Mbaye la ak Fat Thiaw Bey tey la gaañu jëkkër yi mi ngi woon Hollande bu neexee yàlla ëllëg lay ñëw jeudi lañ koy rob buñ ko robee ba pare ci la ñuy yemale yëpp alaaj Papa Niang maa ngi lay gërëm di ko ñaanal moom Absa yàlla na ko yàlla xare àjjana àdduna moom moo demee noonu mook sama jabar ñoo bokk ndey ak baay mais àdduna noonu la ko yàlla bindee am na ñu judd tey am na ñuy judd suba am na ñu nuy rob suba ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tonton Mat merci le directeur exécutif Mbaye Fall encore une fois merci invité yi jërëjëf kontaan nañu merci mbokk yi ba beneen yoon